et ça démarre comme ça votre émission gis-gis tim bi yëpp ngi fi juste pour vous ba incha allah heure bu ñu saf rek xam naa moom tey moom dara du sedd bonsoir Père Mbaye Ngoné Fall. Ah bonsoir Sophia Diatta. Ça va bien? Oui ça va bien. Oui, ça va namoon naa la nag. Ça va alhamdulilah rabbil alamin. Ça va Sophia Diatta je vous remercie beaucoup. Ben ça va l'américain? Oui. Ça va bien coach. Vous êtes en forme? Ah. Ben le Sénégalais. D'accord Ben le Sénégalais des États-Unis d'Amérique. C'est bon si tu veux. C'est une bonne phrase. Non Père danga 5C. Mais pourquoi pas? Il est mignon. Pourquoi pas? non tey kër yi day teel a ñëw. Papa jógal ma xool sa sañse. Voilà Bougane moo takk cravate bi. Ndeysaan. Bougane moo takk cravate bi. C'est près du corps nga def de. Ah? Près du corps. Ah bon c'est près du corps. waaw sama sang bi maam Ablaye Fall bay bayaar ma ne ko du ngay bleu. oui waaw xam nga le trésorier de l'État moom laa wax rek. da nga jantal nag. juróomi nit woo ma ci sàcc ñoom Akim Fall woo nan ma ñoom Jibi Gueye bi nag Jibi Gueye la Jibi Gueye bu Ndangura. waaw Jibi Gueye bu guy mbind. Gueye la sant papa. góor Gueye la sant waaw Jibi Gueye un grand entrepreneur moom moo ko jënd dem. Saa Mbay moo ma ko jox dama dem ci Saa Mbay def ci xéewal gu rëy ne ma y a aucun problème père Sam production moom mooy tëgg lamb yi à Thiaroye actuellement ci banlieue bi à part Serigne Modou Niang ñoom ñoo fa nekkaan di tëgg lamb moom. d'accord léegi sañ maa ngi lay nuyu baax. gis nga franchement mela tu es bien avec les la tim tête aux pieds. waaw tim yi kooku Ouz. ba paradis la waaw Ouz paradis Ouz. waaw gis nga ko nii les tim ah. papa nag tey xoolal ay yi amul. tey moom xoolal. la classe wooteel la classe. mais lan la sañse non ay li mel ni kuy football nii tey moom baal ñu ko rek. non dama sañse et puis nee nan ma kii da nga koo def nii mais après sunu dawalee une semaine. da ngay def comme Bougane. day sol jean blazer. waaw blazer gis nga. ñaw nee na boobu su la neexee da ngay sol jean. yow daal instant ba kaki sol ay tim nee na daal di sol ndax xam nga Bougane veste bi du kii man bi ma ko njëkkee gis dama ne waa kii lu muy def nii. di njambaan nii sol jean kaki daal di ëlbati ko sol benn veste ñu ne ma non noonu na ñuy habillé de italien yi noonu na ñuy solo waaw loolu mooy blazer. ak sport nee na loolu la. ah bon Bougane défier naa la. sous peu de temps di nga gis dinaa wàcceeloo nigal ba dimanche. mais yaa ngi defee couleur bu xaalis di. bu couleur. xam day tëdd rek naan dina. moom mu ëpp xaalis waaye am naa aw nit nag. non moom mu ëpp xaalis waaye am naa aw nit. non dama ne ku am aw nit loo bëgg am ko. waaw ku am aw nit loo bëgg am ko. dama ne père Bougane mun na jëndi fële indi yow nga dugg kolabaan bi génne yoo xam ne waaye moo koy dàqale fu. yaa dàqale yaa xoolal kolabaan bul soxor man de bu ma fii na nga ko daggee ana li nga daggoon Sofia ci kii bi. waaw étiquette bi maa ko dégg. mi ngi nii de wax na dëgg war nga ko wax war nga dem kolabaan. négal ba Akim Fall ñëw négal ba Akim ñëw négal ba Akim ñëw rek. oh négal léegi tey le mercredi. dimanche Akim Fall moom mooy ñëw. yow vrai kolabaan la nekk. ban kolabaan Akim léegi fii laa koy dajjee Akim Fall bi muy indi fii laa koy dajjee Akim Fall mi ngi fii jàkkaarloo ak stade de l'amitié. non sañ rek ñëw bii moom wax dëgg yàlla étiquette bi maa ko. négal ba Akim Fall ñëw ma tamit mën naa sax li muy commandé waaw Serigne Sam Italie lu ma indi bon waane mi ngi jógee Colobane. waxoo loolu léegi. dama la ne am na sant yoo xam ne mun na jógee fu ne si àdduna nga dem Colobane génne fa loo xam ne mooy dàq boobu fuuf. voilà léegi Colobane vrai yaa fa nekk. Serigne Pape. père daal du naan di c'est quoi. Serigne Pape Ilimane Sakho. doomu El Hadji Ibou Sakho la. dëgg la Pape mën ngaa toog fi mu ne. nee na ma di nga sol costume yoo xam ne soo génnee soo taxawee dinañ la xool billahi wallahi wa taala. man de Colobane nee na ma di nga sol ban Colobane. man nga bëgg a wax lépp xam naa ko. ma ne man Colobane rek am naa droit dem Colobane jëndi ko si. mais père nag wuy ma benn dafa sañse. dama ne mi ngi nii mën naa dem léegi ci Macky Sall de. waaw mën nga dem moom mais bañ sañse na de. man soxoruma sañse. wala xooloo sañse yow. sama bopp laa xool man xam naa ne maa ko dàqale maa ko gën a rafet la mi ngi nii. Bougane moo takk cravate bi Bougane moo ko doon takk. waaw te cravate bi ndeke takk ko du noonu. yow ban pointure ngay sol. 43 lay sol père. dëkk bi non 43 44 yu baax. ah. ah père nag bu yoon Bougane di lay takkal cravate lan moo tax lan bu yoon Bougane di lay takkal am na ñu taxaw ñu mënta takk cravate. mais yow yaa war a toog takk ko. benn munuma mais am na ñu ko mënta takk bi ko Bougane di takk am na ñu ko mënul takk bi Bougane di takk cravate bi am na ñu ko mënul a takk. dëgg la papa mbaa xam nga ne lu waaye doon jaar tey Bambey day lamb. loo tuddee Bambey loo tuddee Bambey ah.
ah ba Khady Marigo depuis Luxembourg Khady Marigo depuis Luxembourg Adja Diop bu bàcc Diop maa ngi lay nuyu ñëpp fàttewuma kenn saa mbay maa ngi lay nuyu bu baax a baax awaña maa ngi lay nuyu fàttewuma kontaan nañu on n'était pas là dimanche mais on va se rattraper aujourd'hui ay ca toogal papa sañ nga toogal rek waaw mais kii nag kii maanaam kii nga xam ne kii moom moo jënd kii moo jënd costume bi ba ki jënd costume bi moom moo am dëj nag ndeysaan ca Saint-Louis ca Saint-Louis moom la amee dëj ndeysaan maa ngi koy jaale bu baax a baax Jibi Gueye maa ngi koy jaale mi ngi nii ni koy wax Cheikh Souleymane Diakhaté ca Ndar moom moo gën àdduna cheikhub cheikh naa Cheikh Sadou ba la woon waaye dëj beeg lépp ñu ngi koy indi Kébémer dafa demoon rek ca enterrement ba mais mi ngi ciw yoon lii lépp ci aw yoon la ko fekk moo ko après mu traité ko daan koy def gis nga daan may na nag damaa am dëj mais maa ngi ñëw insha allahu taala di ko jaale maam Ablaye Fall nee na soo bëggee maam Ablaye gën koo xam Jules ngay wax di jaale sama mbokk ngapparu yëpp waaye yu meen googu ñoom tonton Assane nga xam ne tamit gis nga rawante bi matul sax ñaari fan Fatou Mbour sama mbokk mi ñoom Ndey Dimaar fàttewuma kenn xaalis yum say Gueye Sembène ak say Gueye Faye bu Modou Faye Kafal yéen ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadoul Khadim sëñ Madoun maa ngi leen nuyu bu baax sëñ Madoun Sey kooku sama mbokkum maam la ndax mu nga dëkk Ndocc Sey waaye soo demee ba Waalo seen origine foofu la jógee sëñ Madoun Sey santul nag Sey ngin ñee naan Sey koo dégg mu sant Sey rek santul Sey de S-I-S-E. Y-E. waaw déedéet c'est pas ça. lan lañ sant. ñooñu mbokkum maam Seydi Hadji Malick noonu. ba tubaab bi ñëwee di recensé dugg njàmbur wuti waalo la laaj ñu wax ko ne ko si mu bind sëy mais ku sant sëy. ku nekk si la sant. dëgg la waay. man maa la wax. dëgg la papa nan dem ba ci kanam ma génne la sëñ Madoun Sey santul Sey si la sant mi ngi dëkk Ndocc Sey soo fa jógee origine ba waalo la. d'accord Assane Lo muy laajte sa pointure moom ay dàll original daal luy jógee xam nga yooyu lay laajte wax sa pointure rek papa. man 11h30 laay sol 44 da nga ko bëgg a soppi. waaw non dama la laaj rek pour nga wax ko. ba Assane 44 laay sol. d'accord moom laay sol 44 laay sol ay dàllu kii yoo xam ne dama koy ñëw ndax fi mu ne costume yi day commencé moom fi mu ne. d'accord kontaan nañu bu baax a baax Sophie bonsoir. bonsoir Sow. costume rek. alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. lu waay di jaay dina super ñu pose tuuti ci sañse bi su ma ci jógee ci père ñu soufflé laata ñu dem ci beneen sañse kan. waaw parce que fi tey concours sañse xew ci plateau ñu étouffé. ñu ngi noonu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di nuyu Super Thiof di nuyu mbokk téléspectateur yu Sen TV. ba kan mooy Super Thiof. di nuyu mbokk téléspectateur di Super Thiof la. man wooyu ma ko de daa am woykat bu ko fi woyoon yàgg na. jërëjëf. mi ni wooyee kat. Suga Daddy. Suga Daddy mooy la. tey moom Suga Daddy nga Super Thiof nga. muy neex Suga Daddy nga muy naqari Super Thiof nga. Fall yaa nga gudd fan. di nuyu mbokk téléspectateur u Sen TV yëpp particulièrement ma famille et tous les téléspectateurs tous les membres de l'association Les Racines de l'Espoir di nuyu waa Kédougou bi ma jugee. di leen jottali seen nuyoo ñoom ñëpp Safia comme d'habitude waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen encourager. waaw seen Saliou Mar ak Kédougou vraiment. di nuyu waa village Yogoya Jalaya Dendi Fello. fa lañ demoon Bindo Fello. ah kon Bindo la ñuy wax. Bindo Fello ñun de Dendi la ñuy wax ñun. déedéet Bindo Fello. Bindo Fello waaw Bindo Fello ñun noonu la ñuy wax. d'accord soo ko xam nag naan nga. ñun Dendi la ñuy wax. man nag naanuma ci 100 et quelques mais damaa dox naa nag ndax def naa tour du Sénégal. yaa Bindo Fello yaa Sami Kouta. yaa Ibel. yaa Salimata. yaa Cokkoy yaa Conkoy yaa Saraya. baax na rek yaa Fongolumi yaa ngi noonu yaa rek Sami. soo ngir yàlla. Bindo Fello gis nga sàcc na ci 30 secondes. le marché hebdomadaire. di nuyu c'est le waa dimanche. Orphelinat Kër Bobo nga xam ne foofu la ñu yaree xale yi nga xam ne vraiment seen i parents dundatuñu wala seen loxo jotul seen ginnaaw di nuyu membres yi nga xam ne moom laa àndaloon sur le terrain. bonsoir à tout le monde bàyyi naan ci teeni nag. bonsoir à toi et te kontaan nañu bu baax bonsoir Ben. waaw bonsoir Safia. ça va. sant yàlla bu baax. super. et puis di nuyu li may njëkk a def mooy maa ngi souhaiter à nos parents chrétiens. un bon carême. yal nañu yàlla may ñoom ñu woor ko ci jàmm ba ñu yegg ci Pâques yàlla def ci moment bi jàmm Sénégal et puis di jaale Sénégal tamit ci ki nga xam ne moo fi jógee muy Demba l'artiste. donc Demba ndeysaan Demba Ba nga xam ne il faisait xam nga yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana perte la pour Sénégal parce que ci art bi la nekkoon di nuyu waa États-Unis di nuyu Mona Lisa Dio
et puis di nuyu sama ñaari doom yi maman Fifi ak Tuuti et puis di nuyu Ami Fadiga kooku daf ñuy suivre tamit mi ngi aux États-Unis di nuyu un jeune frère ñu koy wax Moussa avec sa femme Christelle et puis di nuyu un grand frère boo xam ne daf ma seetaan keroog ni ma may yow foo nekkoon ça fait xaw ma ñaata ak déglu ma ñu koy wax Abdallah Diaw koo xam ne dafa def si man lu bëri et puis di nuyu waa Sicap yëpp Liberté 1 Liberté 2 3 4 5 ba 6 extension di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm si Sénégal et puis def ko si àdduna bi yëpp et puis protégez-vous feebar baa ngi fi ba léegi ndax si nag actuellement poussière bi mi ngi fi nañu protéger wu daal yàlla baax na kontaan nañu bu baax a baax merci beaucoup Ben Benoît bonsoir Khadija. Bonsoir Safia. Ça va? Ça va alhamdulilah. Super. maa ngi nuyu képp ku toog ci plateau bi di nuyu téléspectateur Sen TV yëpp maa ngi nuyu waa Sébikotane man foofu laa dëkk di nuyu sama yaay sama doom yi sama mag yeeg sama rakk yëpp sama deuxième famille au Canada. maa ngi nuyu aussi sama followers yi sur YouTube Instagram ak Facebook. tey su ma demee ba ma xamanteeg Sophie. ba mu ne ma nga ñëw plateau gis-gis c'est grâce à ñoom. parce que su mu nekkee dama def ay vidéo partagé wuñu ko ba dem ba xamanteeg moom kon tey duma doon toog fii donc maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ak képp ku ma xàmmee. di nuyu waa équipe Kay Job aussi. ok voilà merci beaucoup ma chérie. Ben mu ne looy def si YouTube bi. yan façon vidéo. damay def ay vidéo souvent des fois ma wax ci actualité. des fois ma tànn benn thème. disons que gis-gis laay def. ci samay réseaux sociaux. Parfait merci beaucoup Khadija bonsoir coach. Bonsoir Sophia. Ça va? Ça va alhamdulilah. Super. di am contentement ak mbégte di ñëwaat ci si émission bu relevé bi di gis-gis di leen nuyu yéen ñi ma bokkal assemblée bi laa koy wax sax parce que fii assemblée bu mag la. di nuyu chers téléspectateurs de la chaîne leader di leen wax sant nañ leen bihi gërëm nañ leen biha magal nañ leen kulluhum di ñaanal yàlla way dawlu yàlla neen yàlla yërëm xare leen àjjana di ci profito di jaalewaale bu baax benn li mu wax Sicap dañu am ay pertes yu bari ku mel ni imaamu ñaari tali bi ñu koy jaale bu baax ak ku bokkoon muxaddam bu mag nekk ci tarixa bi ak ku mel ni imaamu Mansour Gueye Liberté 5A ak sunu maman yaay pa di yaayu Mam Las ak petit pa ak ñoom Pa Diaw waa Liberté 5 Sicap tàng na trop parce que ñuy ñaanal yàlla mag yi yàlla bàyyi leen ñu fi ba si kanam ñu mën ñu gunge di ñaanal aussi sunu maam bu fi jógee démb ñu denc ko sànq muy imam Danso di borom xam-xam di mu xaddam bu mag laqoon téeméeri at ñu koy jaale Ibrahima Danso ak toute la famille Danso foofu ci Fass di nuyu suma famille di ñaanal suma papa fu mu tëdd yal na ko borom bi dolli yërmande yokk leeram ñaanal suma yaay bu baax mu yàgg fi te wér ak kullu yaay booy Sophia di la féliciter encore une fois ci liggéey bu mag bi ngeen jógee def le 14 vraiment mention spéciale à toi et toute l'équipe de D-Média liggéey bi amoon na niveau relevé woon na di wax yàlla na yàlla defal jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal bi ak partout dans le monde. merci beaucoup coach je kontaan nañu ci moom bu baax a baax merci beaucoup à tout le monde et on souhaite encore une fois un très bon mois de carême à tous nos amis chrétiens courage day léegi mu jeex léegi rek incha allah ñu dóor ci ngalax yi père. ayca. mais père. ñu la ñuy dundee émission tey ay yàlla. waaye. doomu père yi kaay leen jël père. tey dëkk bi nag tas. ay yàlla. Voilà. On a dit se contenter du peu, signe d'une vie heureuse. Se contenter du peu, signe d'une vie heureuse. Oui. Vous savez, dans ce monde qui ne peut être que le commencement, illuminé par des journalistes de talent, armé d'une pédagogie de comportement, Bougane Gueye Dany ne peut être que modèle. Oui. Il ne peut être que modèle Bougane Gueye Dany. ah wàlliwu su la bëggee soppi la. wàlliwu su la bëggee soppi la. ñu ne nit da ngay doylu. ñu ne lan mooy doylu ak ñàkk a doylu lan mooy moom ak doylu fan la mën a yemale nit ki ak lu mu ko mën a indil ak ñàkk a doylu lan la mën a xañ doomu aadama ak lu mu ko mën a yóbbee ñu ne nit day doylu de façon générale doylu ci alal nga séq ko ak doomu aadama doylu ci ab dayo
loolu la yàlla jox doylu ci ay grade xam ne lii moom la yàlla tollo leel nga bañ a xëccul lenn bañ ko wutee nenn wutin wa bañ a ñaaw ci lenn xam ne lii la yàlla tolloo leel nga doylu yem ca ba lu sunu borom indi muy noonu ngay wéy nag di sabablu ñu ne doylu ba ci say soxna yàlla benn la jox beneen boo xam ne lewu la saw yoon newu ca yàlla ñaar la jox soxna jàmbur sa yoon nekku ca yàlla ñett la jox ba ko ñeenteel fii ak déggoo alxeyri saw yoon nekku ca yàlla ñeent la jox ñeent yooyu ci boppam war na laa doy sëkk leneen loo ca boole yaa ngay jalgati doylu nanu wax de façon générale ci koom ci alal ci liggéey ci dayo ci ndombok tànk ak ci kër fii la sunu borom yemale duma aspirer leneen duma ko xëccu ndax soo ko wutee rek wutin ma mën naa ñaaw doylu daal nanu wax ñu ngi foofu ci doylu introduction sa dafa am classe. di nga amee loxo bi bu dee saa yoo jóg tijji booy toog tëj loxo bi dina metti. ah c'est ce que Bougane Gueye Dany m'a conseillé. Bougane kon bu paree ja àll problème. moo takk cravate bi. baax na. attanoo lan. lu mu la conseillé boo toogee tëj maa jaawale woo affaire yi. baax na maa dëpp waaw moom ma conseillé na. dëppoo ko dëpp lan. dëpp sa doom bee la gën a yàq sa wet. baax na. c'est le contraire. maa ngi dee. yow xale jéemal. mu ne baa ma maandu ci peer. lu mu ne dara nee na loola xadi. nee na mën nga koo tijji ni nga toogee ni sax. xam nga naa ne Fall nga sant. ah noo sant. Fall laa sant man tamit. ah. waaw nee na nga sañse. waaw waaw. nee na nga sañse tey loo wax noonu la père. tey loo wax noonu la. waaw. jaajëf waay père. ba yàlla di indi leneen. taay bi moo tëjee ki père. ah. soo ayca. waa gis nga Sophie doylu dafa bokk ci dundinu li nga xamante ni dafay neexal dundinu doomu aadama li tax ma d'accord ak thème bi à 100% mooy nekk soo bëggee sa dundu neex non seulement da ngay doylu te boo doyloo dina néew lool looy plaindre mooy bajjan nan ngeen koy waxee di bajjantoog bañatoog jàmbat waaw te loolu Macky daan nañ wax ne àdduna da ngay xool toujours ci ñi nga tane. le grand technicien Mame Sidi. bul di xool toujours ci ñi nga xamante ni dañu laa ëppale. xoolal ci ñi la tane. Macky daan nañ ko wax ngir jàngal doomu aadama yi doylu. booy na ko sax. waaw nit ki day doylu su la yàlla may li nga toll. xam da ngaa war a doylu. xam nga boo juddee ci àdduna. feebaroo xiifoo. maroo yàlla may la jàmm. dafa am loo xamante ni sa dundin bi yëpp danga ko war a tënk rek ci doylu ndax doomu aadama parfois du boole lépp di nga gis ne nit kii dafa am alal amul wér gu yaram kii am lii ñàkk lee donc yàlla moo bindee àdduna noo xamante ni doylu sirru dundin la day tax ne loo ñàkk rek doo ci teg sa bët loo amul danga koy sante yàlla su ma jógee si loolu ma ne ci suñu éducation sax dañu daan jàngal doylu même sama introduction damay daan am habitude man papa damay dem hôpital di xool xale yi feebar damay dem tribunal damay dem cimetière parce que dama jàpp ne dafa bokk ci formation doomu aadama te dafa bokk sax ci formation doylu buñ defaatee tour bi dinaa si ñëw suñu éducation sax doylu lañ lay njëkk jàngal ci bul jël alalu jàmbur am na sax ñoo xam ne lakk nañ seen loxo ci fekkoon dara tege rek ñu jël sa loxo lakk ko léegi mooy loolu éducation xeet yu sévère yooyu nga fekkaan alal tege wala dara rek nga jël ñu jël sa loxo yi boyal ba mu boy pour nga bañ a jël alalu jàmbur bu ñuy séddale ak say frère buñ ma joxee jox la aw ma droit jooy ca la nga yor bu ma jooyoon bay bëgg a dee duma ci jot te danañ ma ci duma ngir ma bañ a teg sama bët ca la nga yor yarin la rek ci doylu doo lekk kër jàmbur am na ñoo xam ne daan nañ soom bi foo gis miche wi sax sa xel du ci nekk doo ko ñemee lekk parce que dañ laa jàngal doylu am na ñu daan soom bi tous les jours aujourd'hui ñu ngi miche wi te kenn du ne dafa mës a toog sama kër di fa xaaraan wala di fa lekk noonu la samay gën a mel kon ci suñu éducation de tous les jours rek dañ lay
yaree ci doylu te sirruwu dund la buñ la ci yaree nag di nga mën a vivre en famille di nga mën a vivre en société di nga mën a vivre en entreprise dama leen di jox ñetti exemple rek yu doyagum ñi nga xam ne doyluwuñu vivre en famille ñaata yoon ngeen dégg nit koo xam ne dafa détourné ay héritage u frère am héritage u jàmbur waaw parce que biñ leen di yar ci doylu dañoo ñàkkoon a doylu ba mu topp leen ba seen waajur génn àdduna la ñu am sax ca ba ñu partagé héritage bi doylu ñu bëgg fuuf héritage u jàmbur mooy le bon comportement d'une personne ci ni nga xam ne en famille mu topp la ba say waajur génn àdduna au lieu ñu transmettre la yërmande ci sa njaboot ak leneen nga ñàkk doylu ba lekk héritage u jàmbur beneen point bi ci biir néegu sëy papa wax na ko nga doylu buñ la yaree ci doylu sa jëkkër lu mu mënti am ci ngay yem soo amee dépense u mbaxal da ngay mbaxal taxul jeeg bi ci wet bi bu tegee miche sa yoon neewuti daf la topp ba ngay nekk xale ba ngay màgg sa jëkkër doy la ci boor yépp il est le plus beau il est le plus gentil il est le plus riche malgré que amul dara nañ la yar ci doylu bu fekkee ne góor nga même chose sa soxna su mëtee laa wax de et je pèse bien mes mots mët na la aaw mët na la ñaareel mët na la ñetteel mët na la ñeenteel ngay takk di teg rek di takk di teg ka takk di fase yow ci sa biir fond am na loo xam ne jàngoo ko te am na góor yu koy wax tey boo leen ne yow kañ ngay takk ñaar wala kañ ngay def nangam ñu ne la sama soxna mët na lépp ma daanelee ci troisième point bi mooy entreprise détournement yi ngeen di dégg coow yi ngeen di dégg ci entreprise mu jaral la lu nekk pour nga grader ci poste ba kenn jóge ci benn jóge lu ne boo duggee ci entreprise bëgg ñu dénk la liggéey yépp lépp nga koy def pour que alal bi yépp retrouvé wu ci say loxo ñàkk doylu la man pour man Sophie noonu laay introduire tout en disant que quand on en veut toujours trop on risque de se brûler les mains. D'accord voilà. Merci beaucoup So ayca li ñuy waxtaanee am na solo coach ñu bàyyi la yow itamit nga introduire par rapport ak thème tey bi. Voilà Sophia pour am une vie paisible il faut que nga contenté wu ci li nga am li njëkk nit ki li nga am rek ngay duggee Marseille. Père ñëw na si Sophie ñëw na si sànq. ñàkk doylu li muy yóbbu nit mooy dootul gëm yàlla ñàkk doylu day tax ba dootoo gëm yàlla parce que da nga naan kut koo kut kii li mu am wala nit ñi li ñu am dinaa ko am te fekkente ne du foofu nit ki sa wërsëg ni mu toll wala li nga am ci sa àddina ci loolu rek nga mën a dundee boo xoolee Covid bi ñi doon dundee doylu la ci sunu borom gën a dimbali lu mu metti metti ñu ngi continuer ci dund boobu li ñuy wax bëy lu muy dundee ba sax si kin wala lu mu dundee ren ba déwén mën na ci dund Covid bi jàngalaat nañu yaxanal économie Covid bi jàngalaat nañu doylu dox yi ñu doon dem seeti Benoît seeti Père Mengoné seeti Sofia wàññeeku na koo wax mu ne téléphone toog sa kër lu bari jàngat nañ ko ci actuellement fi ñu toll soo xoolee àdduna ni muy demee rek di nga war a xam ne doylu dafa bokk ci dund doomu aadama parce que da nga daan jaay 500 000 Covid bi ñëw na même amatoo loolu teewul yaa ngi dund ba léegi ça fait une année économie bi wàcc na dépense wàññeeku na ñenn ñi moitié salaire la ñu am mais ñoo ngi dund ba léegi ñi nga xam ne doylu nekkul woon ci seen dënn wala siru boobu amuñ ko woon bu fekkente ne nit ñi yëg nañ ko yëguñ ko démb rek maa ngi jot benn information aux États-Unis c'était un ami d'un frère il s'est suicidé ñàkk a doylu ak ñàkk am ngëm parce que dafa perte ci Covid bi daf ci perte lu bari société bi dem na fayit c'était un milliardaire c'était un millionnaire te du moom rek mais bu fekkonte ne am nga doylu am nga ngëm-ngëm boobu yamale say bëgg-bëgg xam ni àdduna moo ni demee toujours doo xool ma sàmba li mu am ma demba lu mu am da ngay doyloo sa li nga am rek kon donc gis naa ne bu boobaa doo dugg ci yenn yi beneen point bi mooy ñàkk a doylu moo indi jeunes yi di dugg ci lu bari di carte di dugg ci yenn liggéey yi nga xam ne du liggéey bu jub ñenn ñi di la pousser nan la booy business baa ngi nii viens fii di nga am xaalis am ay influenceurs yu lay dugal gis vie paisible bi ak vie confort bi ñu am ñu lay woo di la jox yenn business yi di la def trafiquant di la def dealer boo doylu woon doo dugg ci loolu ñàkk doylu dafay indi loolu lépp ñàkk doyloo li nga am dina la pousser nga dem uti leneen loo xam ne du sa wërsëg en attendant ñu yamagum foofu ba ci kanam d'accord li ñuy wax nag c'est su may dégg ñu koy wax c'est comme si c'était facile mais dafa am ñaari affaire yoo xam ne peut-être mën na yóbbu nit ñi ñu nekk ci erreur c'est-à-dire quand j'entends Sophie ak coach ñu wax doylu y a des gens yoo xam ne dañu ambitieux à un point dañuy nekk ci point A
ne pas par la force ne franchement man point Z laa bëgg a dem te Sénégal yi ñu bëri dañ koy jàppee ñàkk doylu c'est-à-dire lii la ils te diront yàlla fii la yemale sa wërsëg yàlla lii la tudd defal lii alors que toi tu vises plus loin loolu la ñuy gis chaque jour sénégalais di ko wax chaque jour yemal ci la yàlla jox yemal ci la yàlla jox ko santee ko yàlla d'accord mais am na ci nit yoo xam ne ils veulent tout le temps aller de l'avant et Sénégal naturellement dañ lay freiner Sénégalais naturellement da lay freiner ndax ay gëm-gëmam culturellement parlant oui Khadija. ndax ay gëm-gëmam culturellement. waaw yamal doylul. mu ne ndax ay gëm-gëmam. culturellement maanaam culturellement mooy loo xam ne. aada la du fi nekkoon démb ak bërki démb. daf lay freiner. bul dugg ci nangam de. bul def nangam yamal. yàllaay joxe. lu sunu borom rëdd sa dee di nga ko mës a am. non pas genre yooyu père xam nga yenn saa yi ngay def benn affaire sax. xam nga yenn saa yi nga am yenn at yi. yenn at yi am yenn ambition yi nga am ko di def yenn yi sax dañ lay freiner naan la xale. jarul yaa dañ naan la ay karaw bu ñuul nga am ak ay tolloo fooy amee bay ñaax et tout c'est comme si tu te précipitais pour avoir quelque chose alors que du loolu kenn xamul kañ ngay dee kenn xamul kañ la mën a lii mën a am ak kañ la mën a ñàkk mais à chaque fois yéen cat ngeen di jiital ay wax yoo xam ne franchement voilà ak ay maytul lii ay xale du gaaw a sottile loolu dañ koy dégg tout le temps ñu koy wax man fa laay waxee côté boobu laay waxee léegi Khadija dañ ko bàyyi mu ñëw ñu mujj ci Benoît parce que man ni ma gisee ñu ne doylu ça ne signifie pas se limiter ndax mën nga juddu am intelligence nga am benn objectif comme nga gis xale bu ndaw mu ne la man demain je veux être astronaute moom su ko waxee am na ay capacité intellectuelle yegg foofu mais des fois société bu muy nekk ñoo koy noot limité ko doylu mën nga ñëw ci comme cas bi Sophie wax nga nekk ci kër sa papa génn àddina ñu jox la yow sa wàll bi nga am ci héritage bi yow doyu la erreur bi ñuy def c'est parce que yow yaa ngi xool keneen ki li mu am il ne faut pas regarder l'autre lu mu am nga doylu si li nga am terewul nga ambitieux ça n'a rien à voir c'est pour man c'est deux choses différentes qu'on a tendance à confondre mélanger ci Sénégal à mélanger parce que yow yóbbuwuñu la école pour nga dem jàngi pour nga ñëw rek déposer say CV am liggéey am patron toog war nga mën a am sa yëfu bopp nga yegg foo xamante ne tey dinañ la tudd fi ñuy tudd ay directeur général Facebook wala ay Steve Jobs ñu la fay tudd te seetlu ngeen yooyu yëpp souvent ñi ñuy faral di tudd ci yooyu nekkuñu Afrique nekkuñu Sénégal parce que société bi la en fait différence bi c'est ça loolu pour moi c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on change mais terewul aussi nga doylu par rapport à tes moyens société bi pression léegi lay teg yow boo ñëwee nga ne comme exemple ba joxe sànq dama bëgg nekk astronaute ñu ne la muy yéen dangaa mës a gis Sénégalais bu nekk astronaute mënul nekk dañuy dem ba di la ko wax nga nekk xale bu ndaw ñu la koy wax da ngay dem ba gëm ko parce que ci ngay màgg day dem ba day nekk sa bopp xale bu nekkee xale nga topp ko naan ko da nga ñaaw impossible day dem ba da koy gëm day nekk ci bopp bi il va y croire dañu nekk société boo xamante ne dafay am potentiel ñu muur potentiel bi ba mu nekk ci biiram ba disparaître dootu ko amati xale da nga koy seetlu nga xool moom li mu bëgg nga jàppale ko ci pousser ko ci mu dem ba dépasser boppam mais fii nii c'est pas ça comme da ngay ñëw mu ngi noonu man su ma nekkee par exemple député wala ma nekk ministre damay bëgg sama doom nekk ministre te dama ko ciy forcer du ma xool moom li mu bëgg exactement loolu laay wax ne nit dafay am potentiel mu fexe ba ñu muur ko ci moom rey ko ci. D'accord. Donc pour man ambition ça n'a rien à voir ak ñàkk doylu. Aussi pour li Sophie wax na ci 3 points man bëgg naa ci ajouter benn 4e point. Parce que man ci réseaux sociaux yi laa nekk damay gis compte yi. ci réseaux sociaux yi en général li ñuy diirante mbagg mooy maa la ëpp followers am naa 2 millions am naa 1 million. ñàkk doylu ci loolu dina indi sama moroomu jigéen ñi yenn saa ñu dem bay. di simmeeku di wane seen yaram juste pour am ay followers yu bari parce que ci loolu la ñuy diirante bëgg ci réseaux sociaux yi. ñan na ko nit ñi nañ koy ñu koy seetaan. soo amee compte. plus nit ñi di bari. plus ngay def ay placement de produits. après dañ lay fay. D'accord. donc ñàkk doylu bi ci réseaux sociaux yi dina tax nga indi loolu ngay dem bay wane sa yaram wala ngay dem ba di pirater compte jàmbur
pour mën a jël ay followers am. bala ñuy sori tuuti pour gën a mën a xam. maanaam soo ko wanee. ñuy suivre compte bi yëpp koy gis. ah waaw. day attiré ñeneen quoi day attiré ñeneen. kii wane sa yaram la wax de. waaw exemple. wane say awra. non je dis pas ça. nit ñi solo affaire yooyu quoi. mën nga solo d'une manière extravagante ba nga xamante ne. da ngay attirer les gens vers ton compte. ñu lay gën a suivre loolu benn exemple kese la am na yeneen ak yeneen. da ciy accroché wu de sa exemple boobu. kii ngooy rek moog yow ba. topp boo xew émission bi. waaw dama yaakaar ne kii xaawiku lay wax. moom xaawiku de. am na ñu koy def. mais waxoon na si. moom laay wax de. pour ñu am ay vues. bien sûr. pas Sénégal. si. bien sûr bien sûr. bien sûr. kana ko fi def. si. ci Facebook bi. non ban Sénégalais moo fi def di def am. ba def taatu neen toog di def. ñaata yoon nga ko fi. musuma ko gis. mais donner des preuves. heureusement moom. kii saaga ci fële ñii saaga ci fii ma ne. ñi fi saaga def si kaltoon di fecc. xam nga kii dafa ne am na ñoo xam ne ñi ngi jaay seen bopp. pour attirer les followers. waxul jaay de waxul jaay. waxul la jaay mooy dañuy toog di wane seen awra di wane si pour gars yi seetaan leen. mais ma ne ban Sénégalais ngeen si gis mu def loolu parce que doyul ñu. waaw y a le gars là le gars qu'on a pris la dernière fois. lan la fi def il a mis de l'argent pour ñuy fecc. Adamo boss des négri xaw ma. du Adamo tur solo fi caleçon kese. kat. mais gis ngeen ko ci Instagram bi. mais am na. mooy kii saaga waat kii saaga waat. bàyyi non dafa nañu tudd tur. waaw bàyyi leen jàmm. xam nga lan lay bañ. ñu ne def na te deful. bàyyi leen jàmm. caleçon. waaw ma ne en caleçon. waaw sénégalais la. waaw tudd turu jàmm. waaw après. ay bàyyi leen jàmm. di fecc. waaw bàyyi leen ko. di téye ci caméra bi. hier dafa def avant-hier ñu ngi dañ koy indiwaat di ko tegaat ci ay jigéen ñuy fecc Ndegane Sall nee na. doylu c'est la philosophie des pauvres. et nee na doylu maanaam xalaatu way ñàkk yi la ñi ñàkk nee na doylu waaw. c'est la philosophie des pauvres. nu mu tudd Mbegane. Ndegane. Hein? ND, hein? On va revenir sur ça. Non, ND, hein? Quelque part, il a raison. Ndegane, ND ou Mbegane? Papa, Ndegane là alors. Ndegane, d'accord. NDE, Ndegane. D'accord, Ndegane. Ndegane. Nena, maanaam ñaare. C'est son point de vue. waaw loolu la gis. Voilà. Moi je suis pas nee na pauvre yi. D'accord, tu peux ne pas. waaw nee na aw lay la ci pauvre yi. c'est la réflexion. C'est la réflexion qui compte. xam nga tax mu ne c'est la réflexion des pauvres. C'est la réflexion des riches aussi. Ils en veulent toujours plus. non xam nga man fi mu waxee. répète non gouvernants. répète les personnes riches qui en veulent toujours plus. bay piétiner les plus pauvres. waaw bay piétiner les plus pauvres. ñaari côté non kii negal Sophie may ma ci. papa xaaral répète encore la phrase. papa. répète encore la phrase. dañuy demee ci sens bu ñu neex. waaw débat bi day demee ci sens bu ñu neex. d'accord on va essayer de s'organiser. léegi dañu bàyyi Khadija mu wax suñu paree. Benoît wax comme ça ñu mën a ubbi débat bi. ngeen mën a échanger. d'accord ñu ngi introduire fi mu toll nii Sophie Khadija ñu bàyyi la nga continuer. donc maa ngi doon wax si ñàkk doylu ci réseaux sociaux yi. am ay followers yu bëri tax ngay dem ba di dépasser les bornes. wax naa si jigéen ñi dem bay wane seen yaram ma dem si ñoo xamante ne góor ñi vulgarité bi am léegi ci réseaux sociaux yi yow booy def vidéo di nga ci saaga 10 millions de fois. mais gars yi dañ lay suivre da ngay def ay direct nga am 10 000 personnes yu lay seetaan xëy na yaa ngi wax loo xamante ne am na njariñ de mais vulgarité bi si nekk moo ko dul jaar en fait. mais loolu c'est juste pour mais il faut aussi noter que Sénégal quand tu es là pour leur dire des choses yoo xam ne ça tient la route tu as peut-être quelques vues. voilà non loolu. coach dinaa ñëwaat ci yow. et quand tu tends vers par exemple li nga xam ne dafa ça touche la sexualité. wala da ngay saaga wala yenn affaires yi tu as des vues. exactement moo tax xam nga lu tax ma tuddee c'est par rapport à la demande en fait. ben c'est ça il s'adapte mais su ma nee ñàkk doylu parce que man dafa am ay nit yu may message des fois naan ma mais yow tu sais que mën nga am beaucoup plus de kii pourquoi pas ngay def ay vidéo maquillage pourquoi pas ngay def ay kii ma ne leen man su ma defee direct ci benn thème benn nit kese di ma seetaan ma am dara lu ma changé ci moom je suis contente.
moo ma gënal 10 000 personnes yoo xamante ne dañu may seetaan dañuy ñëw xool rek dem ñu ngi xool li ma sol wala ñu ngi xool tey li ma quelque chose d'artificiel mais xooluñu exactement man le fond man moo ma gënal je préfère la qualité à la quantité donc loolu laa tuddee d'accord merci Khadija Ben premièrement si yow li nga wax sànq mais loolu am na ñoo xam ne ça existe précipitation moo tax ñu ne leen doyluñu parce que dañuy gis léegi bëgg a tëb A dem Z suba du ambition la ñu am mais gis nañu nit di réussir ñu ne ñoom suba dañuy réussir ñooñu doyluwuñu et c'est la réalité li waa ji wax mu nekk c'est la réflexion c'est la philosophie des pauvres. C'est la philosophie. Je vous donne un exemple. Kan moo fi toog sànq ne ñun Afrique dañ lay freiner parce que dañ lay ne amagoo bijaaw. mënagoo tëb Sophia moo ko wax. donc Sophia am na ko si wax. waaw man ak Safia. yaa ak Safia donc écoutez fan la waajooju di wax. et man je dirais qu'en Afrique li mu wax sax ñun dañ ko méngoo xam ngeen lu tax. voyez ce qui se passe dans le monde on n'est que des followers. ñun dañuy Afrique bi yëpp laa dañuy follow téléspectateurs lañ. ay spectateurs lañ. Corona est là dégg ngeen Afrique fan lañ si jéem a ñafee pour créer loo xam ne vaccin wala loo xam ne dina faj dama leen di laaj. est-ce que may lañu ko. mais kan ñun ñoo ko war a utali sañu bopp. mais ñi ko am sax jël nañ leen yóbbu neutraliser. non naturaliser leen xam nga Safia ñun lan lañ defar. borom artémisia yi. non on a mais yow sa santé dafa yank. on a ça j'ai dit sa santé. dafa yank. non dama leen di expliquer. non dañ lay expliquer tamit li tax ñoom mënuñu def assez de recherche. parce que bi mu waxee c'est la science des xaw ma des pauvres. ñu bari balaa ngay génne vaccin am sa santé baax. ma ne mais on l'écoute. bàyyi la ñun en Afrique coach ñun en Afrique Sophie. mu neex ñu naqari ñu on est des followers. donc loolu waa ji wax on doit se réveiller pour xool ñun lan la ñu mënal seen bopp sañu bopp suñu waxee ñu ne on a les potentialités lan moo fi def les hommes. lan moo des léegi je vous demande je vous pose une question qu'est-ce qui reste. donc li waa ji wax man il a parfaitement raison. su ma ñëwee si thème bi muy thème bu riche. au Sénégal comme ni ko coach Sophie ak Khadija waxee am na loo xam ne peut-être xaw ma ndax ñemewu leen ko wax. tu vois ay parents yar la. te doyluwuñu. sa papa ak sa yaay. yar la te doyluwuñu. ci naka. di nga gis y a combien je prends l'exemple des immigrés y a combien d'immigrés seen pap wala seen yaay lor na leen si doyluwuñu. beaucoup d'immigrés souffrir nañ si loolu nga gis immigré boo xam ne day liggéey matin midi soir yëkkati jox xaalis jox baayam ne ko baay dama bëgg nga tabaxal ma baay ba ne ko tungaan takk si jabar baay boobu est-ce que doylu na parce que on est au Sénégal am na loo xam ne dañuy ne buñ ko wax mais nañ leen xuus si au fu sori fa foo xam ne fa la góom bi nekk ñu faj ko parce que li ñuy waxee dafa am sens. baay boobu de gërëmuma ko. boo demee si au niveau des familles baay génn àdduna ndey génn àdduna am kenn ku nekk si famille ba jël kayitu kër ga tourné ko pour moom rek y en a combien au Sénégal. kooku est-ce que doylu na. kooku doyluwul te c'est ça moo tax ñun suñu Sénégal tardé ñun on est en retard parce que nga dem si société yi nit ki war la defaral liggéey mu ñëw mu ne il faut que nga graisser ko salaire am doyu ko boo waxee ñu ne way état fay lu doyant mais kooku mentalement physiquement est-ce que doylu na man je dirais non. et ça looloo retardé Sénégal fan nga mun a dem pour uti ay këyit pour ñu jox la ko dans le cadre du travail du ma ne amul peut-être boo jëlee sur 100% peut-être 50% 45% et ça retarde notre société doylu li ñuy waxtaanee tey dafa am sens. parce que bu fekkoon dañu doylu ñun ñëpp Sénégal passé na fi parce que ku nekk da ngay jaar yoon ku nekk di liggéey pour ñu jóg si tumuranke bi ñu nekk. déjà. d'accord ku ñu taxaw tuuti. doylu leen nan ngeen ko gisee doylu. doylu mooy lan. voilà xam nga lan mooy doylu man pour man. sama point de vue. mooy li nga xam ne nga mérité. nga doylu si. bu fekkee da nga dem. li nga mérité nga ñu jox la ko nga am ko ba pare nga doylu ci. non même mooy cas bi moo wax. fi ngay liggéeyee. Safia ñu ne la on te paye 50 000 à la fin du mois. mais yow Safia yaa ngi réglé yenn marché si suuf. pour sa liggéey ñu la koy fay mais doyloo. loolu mooy yam ci li nga. yam si li nga am.
léegi nag amin bi ça peut être le travail amin bi mën na nekk héritage amin bi uteeg koo xam ne dafa ambitieux li Safia wax sànq bëgg à coûte que coûte réussir dans sa vie di koy ñefe nag di dem de point A B C D ba am étape par étape mais au Sénégal loolu am fi parce que fii bu ñu la nee tous ces gens que tu vois là Safia ñu lay ne ay businessman lañu affaire yooyu duñu tous xaalis la ñu gis qu'est-ce que ça veut dire un businessman am na mais Sénégal 400% non je suis businessman fan la ñuy jëlee li nga xam ne la ñu am est-ce que dañ koy jaarale si yoon am na ñu koy jaarale si yoon mais ñaata ñoo koy jaarale si yoon ñu dem ba xam ngeen fan politique regardez le cas de Paul Biya Jimmy Carter xaw ma nekk na président Amérique def 2 mandats mu topp ko Bush pap ñëw def 4 mandats mu topp ko Bush doom ñëw def 4 mandats mu topp ko Clinton ñëw def 4 mandats mu topp ko Barack Obama ñëw def 4 mandats mu topp ko non 2 mandats quoi ça veut dire 2 termes ñoom ñëpp li may wax su may nekk bon mooy 4 ans mais 8 ans aux États-Unis c'est 4 ans mais 8 ans mais kooku ngir yàlla si politique kooku doylu na c'est l'Africain en général parce que intérêt la gis ak intérêt entourage am le pouvoir ça rend fou c'est pas question de pouvoir ça rend fou mais nit bu fekkee un peuple daf la élire nga ne man lii laay def ak lu mu metti defal loolu parce que sa valeur sa nité mooy feeñ foofu qu'est-ce qui bascule l'Afrique lan moo koy basculer nos gouvernements yu doyluwul et ça c'est grave pour l'Afrique parce que l'Afrique ne va jamais avancer dans ce cas bu ñu jógee di ne tubaab dañu doylu ku def sa mandat ba pare par force da nga fay jóge neex la naqari la parce que yow en âme et conscience c'est ce que Barack Obama avait dit je ne peux pas comprendre pourquoi les Africains présidents di xëcc si nguur gi pour toog fa parce que nee na boo defee 2 mandats ba dem da nga war a dem épargner vivre ak sa njaboot mais doyluwuñu sàcc gu bari gi si dëkk bi lan moo tax respecter vie de famille aussi respecter vie de famille organisée on n'a pas cette organisation sàcc Sophie bi si dëkk bi bu bari bi on Sophie Gueye qui parcourt 700 kilomètres pour dem dimbali ay nit pendant ce temps am na koo xam ne mi ngi toog mi ngi xool naka lay triander suba këcc les petits ouvriers là nga gis koo xam ne day am entreprise suba mu daanu gars yi di ne waaw mais kii pourtant il était riche xam ngeen lan la mi ngi doon lekk loo xam ne parce que doylul woon te yàlla bëggul lool te looloo bari Sénégal donc doylu ça nous refraine. Bën waaw ma laaj la tuuti Bën. 88 628 99 90 mën ngeen woote. dugg ci diggante baay ak doom. waaw. ba sax wax ne. baay bi nga xam ne doom yëkkati alal jox baay lekk ko. mbaa mu takkee ko jabar mbaa mu def ko neneen. waaw yéen Sénégal ngeen ne loolu dara nekk aussi alelu ganaar xaw ma nenu ganaara moom xaw ma naka ngeen koy expliquer. am na lekkin woowu su ko lekkee kooko dara néewu ca. mooy ban lekkin te mayu ko. yëkkati nga jox ko. waaw mayoo ko. mu ñëw fekk fa soxla su rëy. non waxuma soxla mayoo ko. wala mu fekk fa opp. wala mu fekk fa musiba wala balaa wala ab safaan mu yëkkati ko faj ko ca loolu duma la condamné fenn su bàyyi sàkkee ca alalu doom lanu ko jox dénk ko mu lekk ca ba alal jëddi kooku duma condamné bàyyi ndaxte gàcce la goog soo fa nekkoon yow yaa koy dagg ciw yoon. d'accord benn li ma lay laaj mooy ki ne laa mbërki démb nga fi jóge démb la papa. démb la. waaw. ci mbaboor ma dégg nu ne bëggee du mat ngor mat te bëggee ak ñàkk doyloo sore wunu de. waa jeeg bi yor ab nattam di ko natt di ko natt. di ko natt ngir yàlla. ba borom këram tëdd opp muy natt ba. te su ci laajee luñ ko jox ngir mu jënd ordonnance di dem ko ca jox. su ndee ba di ko teggil tiire ko ca. mu dee mawu daal ni déedéet du am daal di mii ko waale natt ba. ba keroog muy teggi natt ba da ko teggi natt ba ñu toog 2 fan 3 fan borom këram génn àdduna. nga waaw suñ ko daan yóbbu hôpital lu nekk nañuy def wala doon dem màjjaali wala doon dem fu nekk te mi ngi ci nattub 100 junni ak lu topp. di ko natt. père mun naa yeggali. te lu mu ca laaj ñu jox ko. waaw kooku lan moo tax doo wax ci moom du dul ngay wax ci
doom ji nga xam ne baayam dafa lekk alalam lu tax rek ngay daw rek di dal ci waajur di bàyyi doom benn ñaareel ba doom ji nga xam ne day dajale lu mu liggéey journée daal di koy dajale wut fu mu ko dugal fu mu dem su fa amee contrat lu mu fa jot a liggéey su ñëwee am na fu mu ko def ba kër gi xiif ak amar di jóg ak a daanu rakk yi di ñàkk fourniture baay bi dundu weereyaan lay dund kër ga gobar jaasi na ñuy def dañuy togg añ ci bëccëg ab reer muy dajale di dajale di dajale di dajale di dajale ba dajale paas boo xam ne nee na mën na koo génnee réew mi moo xam am na 4 millions wala 5 millions moo xam lim ba nu mu mën a toll. waa ma ne su demee jox ko nit mu ne da koy wutal visa nit kooka lekk ko yow nit kooku lekk ko ak baayam lekk ko ban moo la gënal. li ngay wax ak li may wax du benn. kay dama lay laaj ndax dangaa dal ci waajur. pare dangaa dal ci waajur man ma dal ci njaboot. man pareegu ma su ma paree. dama la ne kooka. man waxuma ay sunu doo ci mën a wax. xamul tax ma ne la te am na fi. am na ñu dajale ay millions ba jël ko teg ko ci loxol nit. kooku teg ko ci loxol nit. kooku seen baay di dee di ëlbatiku. kooku di sukuraat kër ga du nu lekk. waaw. loola nu dajale. 4 millions yooyu. burum lu ne ay soxla. d'accord père. burum lu ne ay mitit. jërëjëf birig lu ne ay tiis. ñu dem yëkkati ko daal di koy jox kenn mu dem ne da koy toppatool visa dem ak millions yi daal di koy lekk ba nëgë ni munu caa jot ci millions yooyu. kooku baayam lekk ko moo gënul. Safia pour terminer. baayam lekk ko moo gënul. alal boo xam ne moomoo ko. bu kooku daa bëgg. alal boo xam ne moomoo ko. suñu waxee rek nga dal ci kilifa. doom bu la dénkee xaalis. ci waajur. je persiste. doom bu la dénkee xaalis. waaw. mayu la ko. waaw mi ngi seq ak yow loo xam ne chaque fin du mois mu jox la sa xaalis. waroo jëfenoo xaalisam tànkal laajoo ko. su la soxla dabee ma ne day yow. soxla soo xam ne. kooku doylawul. soxla soo kooku du baay bu doyal. su la soxla dabee. soo xam ne du baay bu doyal. moom. attends nga may wax su doon ku jub wala ku baax mën na koo faj. ma ne su la soxla soosu dabee faj ko ca. est-ce que baay ba woo waxuma nga yàq de. est-ce que baay ba woo na ko pour ne ko dama am soxla. dama ne waxuma nga yàq sa xaalis. non alalu doomam la amul dara lu mu ko cay laaj. léegi bàyyi ma léegi. alalu doomam la su demee ba soxla dab ko ca. loo xam ne su ko doomam fekkee moom moo ko war a faj. na yëkkati faj ko ca yéen seen philosophie la. xam nga yéen seen philosophie la ngir yàlla après. waaw c'est votre non c'est votre philosophie. yow sa philosophie xam nga mooy lan. yow sa philosophie xam nga mooy lan. mooy l'islam waxu ko. waaw boo demee si christianisme waxuñu ko. waxuñu la foo munti dem waxuñu ne. sa alelu doom da nga ko war a lekk sans consentement. waxuma la loolu de. si loolu nga wax. dama la ne lan nga wax. non bu leen ma sosal. li ma wax lan nga fi wax. dama li ma wax mooy. waaw. sa doom su la dénkee alal. waaw nga dem ba kër gi. waaw. tolof am gi doo xam ne sa doom su ko fekkee woon dina ko faj. waaw wala su ko faju tit moom la war. waaw faj ko ca. faj ok loolu yow la. jëlal faj ko ca loolu laa wax. ma ne man en tant que père. loolu laa responsable. waxuma la nga jël fooyee de. sama doom. waxuma la nga jël takkee jabar. parce que li ngay wax waxuma nga saccagé wala nga yàq. waaw léegi bàyyi ñu expliquer tamit. waaw xam nga man li may wax dafa nekk loo xam ne c'est simple. pandémie bi wane na ko. yoo xanaa ubbi woo téléphone. les sénégalais. su ma jëlee le cas des immigrés téléphone yi ñoom it doon yor seen yu bari xam nga lan moo leen roy. doon yor seen xaalis toog di lu xaar certains sénégalais certains parents sénégalais. kii bu ko bàyyi muy diriger. di taxaw di wax li ko neex. xamuñu li nit ñi di daj fële. da ngay ubbi boo toogee ñu lay téléphone ne déglu rek xamuñu lan la ñuy daj à bitim réew. da ngay toog fii nit du yëkkati téléphone am woo la ne la na nga def xam la lay wax envoie. ñuy envoyé rek ndeysaan. man de waxuma loolu. la preuve. waxuma loolu de. est-ce que immigré xalaatoon na Covid dina ne bëm seen kaw. man de waxuma mu bari sonn. parce que suñu mentalité au Sénégal doylu ñàkk a doylu boobu envers des membres de ta famille yoo xam ne dañu tukki moo leen teg loolu yëpp. waxuma loolu de. su ma rombee foofu. waxuma nga yàq de. mu ne yaay am na yaay yoo xam ne lor nañ seen doom parce que xam nga lan mbumbaay ak xew. fu ñu yëkkatee téléphone ne ko yónnee ma 400000 boo ko yónneewul mu mer. waxuma ñooñu de. ñu ne xale bi merum ndeykat bu la dalee da ngay torox. de ba mu des yàq. man boog su may wax waxuma koo xam ne dañ koy jox kuy mu dajale su may wax kañ mooy ndey boo xam ne day yàq alelu doomam. bien sûr. loolu kooku. kenn ànduma waxu ko fenn si këru àdduna ne ko kooku mère boobu doyal na moo tax ma ne. mag dina la yar. papa dina la yar yaa yar la te doyaluñu parce que ñoo lay teg foofu de. fi may terminer Safia. fi père doon waxee sànq ay nattu seen nattu jigéen. waaw
benn jigéen ne ko tungaaj. waaw kooku doyluwul amul valeur. déedéet waxuma ko c'est au même niveau que ñu am ay association bari na. que ça soit à l'extérieur que ça soit au Sénégal benn nit jël xaalis boobu lekk ko wala daw. dama ne ngay natt di ëlbatiku ci biir natt bi ngay natt kër gi tolof am fi am ab xiifa nga fi am soxlaa nga fi am sa jëkkër tëdd na op lekk sax néegoo caa jël pour def ko ca. loolu la ak sa xaalis ma koy fajee. mais doo jël alelu mbooloo mënoo ci faj soxla. soo ca laajee dara nu jox la. ma ne alelu mbooloo mënoo ko jël yow doylu woo. alelu mbooloo mënoo caa faj soxla. man ragal naa laal alelu mbooloo. mais gis nga alelu mbooloo nit ñi bokk ko di ko natt ba si kenn lekk. waaw mais yow moomoo ko. genre boobu la rek ki koy lekk ak ki koy tëj ci armoire di ko rocc di ko jox njabootam te bokk kook nit. ñoom ñaara yem doyaluñu. déggoo li ma la wax de. demuñu bay doyal. ki yor ab natt. non Safia. teggi natt 350 000 500 000 nga teggi ko yaa moom natt ba nga teggi ko sa natt. di xool sa borom kër. muy feebar bu sukuraat ba ëpp dee te jëndoo ca ordonnance. mais kooku dafa di xool kër gi di diñee ak. loolu bon la loolu bokkul ak dara li may wax loolu bon la loolu ku ko def moom. pire méchant la ñàkk a doylu ndax nee na day yóotu alal. d'accord nañu jël téléspectateur. dafa doylu wut day yóotu alal. au 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69. bu fekkee am na ñu nekk ci ligne bi ñu jël leen s'il te plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. kumbal leen papa jëlal. le serveur asalaamaaleykum. allo allo allo. ñu ngi leen di xaar de waa États-Unis waa Canada. waa Kajoor Bawol Sine Saalum Njàmbur à l'intérieur du pays. waaw. waa Italie. waa France. amuñu retour ñu ngi leen di xaar. on n'entend pas. lépp yéen a ko moom ci yéen nañ koy jëlee di leen ko delloowaat rawatina waa Gambie ga nga xam ne sama doom ja fa la jëm ci fan yu néew yàlla na ko sunu borom yóbboo ak jàmm muy Waly Ballago. dem nañ asalaamaaleykum. allo. 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 maa ngi nuyu Tulo Dabo. allo. Yankoba Dabo on n'a pas de retour ici donc dañ leen di bàyyi ngeen gérer loolu le temps que ñu ñëwaat. allo. ñu ngi waxtaanee. waa Gambie yëpp maa ngi leen di nuyu Gambia. papa. coach Sophie je me tourne ci yéen un peu. ñu ne se contenter du peu que l'on a parce que bu ñu nee doylu. il faut que ñu taaj débat bi un peu. sànq benn mi ngi doon expliquer. papa aussi di këf ci loolu c'est-à-dire li nga am. la yàlla jox pour le moment par exemple tu as un salaire de 100 000. ñoom li ñuy jàppee doylu mooy nga yemale say bëgg-bëgg ci 100 000. c'est ça non. très bien. ñu nekk ci société boo xam ne. lekk bu baax yombatul. waaw jënd sol yére bu baax yombatul. waaw. am na ci ñoo xam ne li nga bëgg yëpp sa salaire. mayu la ko boo ci doyloo rek mayu la ko waaw. moi je pense que quand on dit doylu c'est plutôt quand ça tend vers la négativité c'est-à-dire bu fekkee da nga nekk di sóob sa loxo ci loo xam ne mën na laa gaañ. ñàkk a doylu la ça on peut te freiner. pour ça on peut te freiner. ñàkk a doylu la. mais Sénégal da ngay am ñaar ñetti liggéey benn États-Unis gis nga dafay am ñoo xam ne dañuy cumuler ay liggéey yu bëri parce que charge yi moo toll noonu. fii da nga fi am ñaar ñetti liggéey sax les gens se posent des questions nan lay doyee liggéey yi yëpp. nan lay defee lii yëpp. c'est parce que la muy am doyu ko. dafa def li doyluwul. yamul ci li mu bëgg xale la léegi cat da ngay dee sax ñu ne cat moo ko toog parce que moom tabax na parce que moom am na lii parce que moom mi ngi dawal oto parce que moom. c'est des choses yoo xam ne c'est ancré en nous sànq maa ngi koy wax ci début bi culturellement boo amee yenn âge yi sax xaw a sottili tuuti sax dañ lay teg bët di la waxal yoo xam ne y a beaucoup de gens yoo xam ne ils n'ont même pas envie de s'épanouir bëgguñu épanouir ci vie bu ñu am da ngay liggéey am sa xaalis am na ci ñoo xam ne ak éducation bu ñu am ak ñi leen entouré ñemewuñ cee dawal oto bu nga xam ne méngoo na ak seen alal ñemewuñ cee tabax kër bu méngoo ak seen alal ñemewuñ ci def yu bëri ndax makki yi ñuy wax ay gaaw a sotti le te ñu yaakaar ne dee moom suñu borom rek moo koy dogal ci jaamam c'est des choses qui nous freinent en tant qu'Africains dañuy gëmloo à chaque fois ay wax yoo xam ne même da ngay dem sax yenn saa examen da ngay gis papa bu naan doomam yaa ngi noonu di dem examen waaye doo am parce que jàngoo c'est-à-dire même au-delà de jàng bi dafa am leneen lu am ci ginnaaw c'est-à-dire ni ngay mayee nit ki yow waajuram courage ak mu gëm boppam xam ne lii mën naa ko def parce que même s'il a bien appris ses leçons s'il n'a pas confiance en lui-même su demee
taf daf hyper mais da ngay gis ñi nga xam ne ils ont confiance en eux dañuy dem nga xam ne ñii li ñuy dem wuti dañ koy am mais fii da ngay dem di wuti liggéey sax naan maa ngi dem rek mais xam naa ni ça sera comme yeneen dépôt yi du ma am dara parce que naturellement ñun sénégalais on est comme ça da ngay wax say rêve sax ñu naan la yow da ngaa yebaate li ngay xalaatee ni yow pour yow ban kañ nga ko mën a am da nga naan man de dans une année je peux devenir millionnaire les gens ils te disent que c'est pas possible. Sophie. non père Sophie expliqué ma. non Sophie li muy wax bokkul ak doylu c'est différent Sophie li muy wax ambition la. kay man loolu laa yaakaar. bëgg donc vous m'avez pas écouté. bëgg nga wax dama ne la Sophie a expliqué. dama ne au début. mais mën nga ambitieux ba pare nga doylu. déglu voilà exactement. c'est possible. mais sénégalais ndax fi ngay ambitieux. plus tu es ambitieux moins ñoom dañuy foog ne da nga doylu. plus tu es ambitieux. fi ngay ambitieux. plus tu es ambitieux da ngay toog ne man de dama bëgg a nekk comme diw. waaw ñu ne yow da ngay rêver. mais ku lay freiner. te sa entourage. sa entourage nga lay freiner. non à un certain âge oui. su fekkee da nga am benn âge quand je dis ambitieux xale bi nekk di def sëy sax. mën na am ambition. parents yi follow ko mu ambitieux ba dem. waaw mais parents yooyu ci boppam ñoo koy freiner. freiner naka. bëri na fi. parce que sa doom day bëgg dara nga freiner ko ne ko fii du sa yoon lii ngay def par force mu bàyyi loolu dem topp li nga bëgg il va pas réussir. et là da nga bëgg wax parents yi dañu doylu wala la. dañ lay doylu ci loo xam ne en fait sénégalais ñoo gaaw di minimiser affaire doylul ci lii nga am doylul ci lii tu peux pas avoir plus. Sophie. parents di ko gëmloo ne alal ji mën na koo sonal. c'est important mu mujj ci. da ngay arrière en fait. maintenant vas-y d'abord. ba fa may waxee. désolé ak fa may bañee. moom mooy ki nga xam ne jóg na. dem ba toll ci bërëb. ëlbatiku daal di ne nangam dinaa ko am par force. mosoo fi amin wa mën ta ñaaw. mën nga ko amee nu nekk de. mën nga ko amee jaare ko ci loo xam ne buur da koy tere. jant buñ la ca fekkee nag. ndogal ñëw. ñu ne bëggee ko teg. ñu ne bëggee du mat ngor mat. dëgg la. ñu ne bëggee fii ak xañu la mbaa mu weer la mbaa mu toroxal la boobu bëggee goo. dëgg la. ñu ne kon kii li muy tëb di daw bay daanu. na toog comme ni ko tubaab di waxee. quand on n'a pas ce que l'on veut on se contente de. mais ba tey mën nga am mais ñoom ñoo ko wax waaye doxewuñu noonu de. ñoom ñoo ko wax waaye doxewuñu noonu de. on se contente de ce que l'on a. mais père mën nga am benn objectif. tu peux avoir de la détermination. nga ne yow man lii laa bëgg nga ne par la force dinaa fa yegg. mais dégg waaw. nga ne par la force dinaa fa yegg. nga ne par la force dinaa fa yegg. mais tu prends le temps qu'il faut. et avec les outils qu'il faut aussi. ne pas brûler les étapes. mais par contre il y a d'autres qui tentent de brûler les étapes. exactement mais ñoo doyluwul. parce que mais loolu lan la mën a indi. xam nga man lan laa wax doylu. lan la mën a indi loolu. maanaam brûler les étapes. tu vas finir en prison. mën nga dem kaso. après yow sa chemin dagg fa. mais ubbi leen téléphone yi. terewul ñu ubbi téléphone yi. ubbi leen téléphone yi ñoom doon ci am wàll ndax ñu ngi rang. ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a dugg tey. 89 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def ba yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax soxna si naka yi. alhamdulilah. Baye Père Ngoné sañ-sañ na nag. ndeysaan billaahi wallaahi. mais maa ngi ci ban nuwaa Père maa ngi ci ban nuwaa. waaw loolu xol la lii la. duma la ko tere lii la. waaw allo les détails. allo salaamaaleykum. waaw wuute ak bëgg-bëgg moo tax marchandise tubaab biy jar. waa doylu daal mooy ku gëm yàlla ñàkk doylu mooy ku gëmut yàlla. ñàkk doylu lu mu mën a teg doomu aadama. allo. allo. ñàkk doylu lu mu mën a yóbbee doomu aadama. dugg si loo warul dugg rek. ah. ñu defe naa su dëggee ab tànkam. allo. allo man maa ngi tudd Abdoulaye Pouy maa ngi leen di woo fii ci France. waaw. foo nekk ci France. Abdoulaye. Pouy. Abdoulaye. Pouy. Abdoulaye Pouy. dafa mel ni dem na ayca 88 628 89 90 88 628 28 28 asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. papa di nga Kër Mbaye Ngoné na ngeen def. maa ngi sant bu wér sëñ bi. waaw maa ngi nuyu d'abord sama mbokk joolaa bi Sophie. maa ngi lay fay Sophie yaa jaataaw yi. Samb naka mu yaa ngi si jàmm.
ok maa ngi lay nuyu d'abord. maa ngi lay fay bu baax a baax. Ah, c'est monsieur Sambou. Oui. Oui, monsieur Sambou, oui, ça va? monsieur Sambou, Père Baye Ngoné. Ça va Sambou. maa ngi sant bu wér keroog j'ai vu que tu me poses des questions nga ma doon laaj Joola fan la nekk ci Casamance quoi. mais après dama coupé jënd quoi. dëgg la dëgg la. c'est vrai que Joola moom je vais te répondre rapidement ñëw ci débat bi quoi Joola di nga ko retrouver xam nga tey quand les peuples se sont déplacés avec la migration les mouvements de perte de population donc les gens se sont mélangés avec les gens difficile nga ne sant fii la dëkk. waaw. donc boo jëlee tey même exemple Ousso yi da ngay gis ne ni am na ay sant yu fa nekk yoo xamante ne c'est typiquement olof mais comme ni ñuy waxee sant dëkkul fenn. en principe boo jëlee Sambu xam nga joolaay dañoo diviser y a plusieurs types de joola am na joola Fogni. Buluf am na joola Buluf Kaasa. am na Kaasa am na joola Karon man je suis un joola di Buluf qui habite le village de Boutegol. ma ne. donc du coup oui. monsieur Sambou. monsieur Sambou. oui maa ngi lay dëgg père. waaw Bodian fan lay dëkk. Bodian tamit boo jëlee Bodian. typiquement xam nga boo laajee. non déglul Bodian fan lay dëkk. Bodian ça dépend mun nga gis Bodian dans le Fogni. c'est-à-dire mais il ne faut pas me perturber vous aussi. parce que mun nga ko gis. mais non il ne faut pas me perturber laissez-moi. mais culture la bàyyi ma. waaw léegi dañ ko bàyyi ak Bodian. jaral na ko Bodian léegi. non. Bodian. léegi non mais vraiment c'est des méchants non c'est des méchants il ne veut pas que je développe allez-y merci. il y a plusieurs types de Joola quoi. am na Joola Buluf am na Joola Fogni am na Joola Kaasa. mais am na ay sant yoo xamante ne c'est spécifique à certains milieux Joola. dëgg la waaw ko comme Sofia Diatta boo jëlee Diatta bi di nga ko trouver dans que ça soit chez le Buluf chez le Kaasa. c'est le Caron. D'accord léegi Sambou. loolu moo tax c'est difficile. on fera une émission spéciale sur ça Inch'Allah d'accord. voilà tout à fait père. je suis pas trop père maa ngi voilà sama nuyu bu ma paree nuyu sama jigéen Sophia Gueye sa femme référente. waaw ma ñëw nuyu le grand Prosper ak seen invité yi nekk ci plateau bi quoi je vais aller rapidement. Benoît. di kenn ku may déglu sama site bi Adama Samb koo xamante ne à chaque fois bu ma paree daf may woo mu ne dégg naa la ak. garaawul mu ñëw. Mariatou Sow Kullo donc je vais revenir seen thème bi am dafa nekk thème boo xamante ne bu intéressant donc se contenter du peu signe de vie heureuse. signe d'une vie heureuse. en fait boo jëlee en fait se contenter du peu et signe de vie heureuse en fait il faut savoir qu'ici man je vais aller au-delà en fait de li ngeen di wax quoi. c'est en fait le lien entre la consommation et le bonheur ou bien même l'aspiration de la personne et le bonheur. Donc ce qui est vu ici en fait et cette idée en fait ne date pas d'hier parce que depuis longtemps dans le passé même dans les sociétés romaines ou bien dans la Grèce antique débat bi dafa yàgg am donc ce que l'on remarque répondre à cette question tout dépend en fait de la façon dont la personne se positionne où il voit mais boo jëlee par exemple Épicure xam naa ne yéen Sophie yéen miy jàng toog ci place xam ngeen ko Épicure en fait il y a 2300 ans avec même un écrivain russe qui s'appelle en fait Léon Tolstoï et même le philosophe américain Henry David gars yi yàgg na il défendait en fait cette thèse il disait que se contenter du peu en fait c'est un signe de sagesse et de courage car on renonce en fait en quelque sorte à ses désirs et en fait même à un possible bonheur donc au-delà de cette question da nga gis Épicure ça muy ne celui qui ne sait pas en fait se contenter du peu ne sera jamais content donc. bah oui c'est vrai. Aïcha kontaan nañu bu baax a baax ci moom merci beaucoup Sambou 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 ñu jël keneen salaamaaleykum allo bonsoir Aïcha ñu jël keneen 88 628 89 90 allo salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi ziar. dellu ziar bu baax sëñ bi mbaa yaa ngi ci jàmm. pardon. allo. waaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sëñ bi. waaw ñu ngi lay ziar baax baax mu jàmm baax baax. alhamdulilah rabbil alamin. di nuyu ñoom aussi. di nuyu sama soxna ak Benoît. ñu ngi lay fay. émission bi nag neex na ñoo ngi koy déglu bu baax di ko suivre mais bëgg-bëgg ambition
ak doylu dafa wute. gis nga doylu xam nga mooy lan. nga xam ne suñu borom lii la séddee maanaam bu ne la sa fukk ngay am. fukk yooyu la nga gëm ko ëllëg moo lay jariñ mais amaana suñu borom séddale fukk nga bëgg a yóotu ñaar fukk wala sa soxla dem ba téeméer dund fi la ngay dund. kon ambition nit ku nekk da koy am muy bëgg-bëgg mu ñun ñuy jeune lan tey bi yàlla sédd nañu métier bu nekk. ambition ak bëgg-bëgg moo tax suñ ci egg tey su ma wax sama tur ñu bari xam ne permet ngoon sori ma la maa ngi dëkk ko rek bii ga mais foofu laa yem. dëgg la dëgg la tey su ma waxoon ñu bari xam nan moom. nga xam naa ñu métier ma nekk. mais comme nanguwunu ma exprimer wu dama leen di bàyyi rek ngeen développé. waaw ba ma koy jàng 12 ans la am te gëmoon naa ko bëgg tey jariñ na ma mais doylu ak ambition bëgg-bëgg nit ku baax ku nekk da nga ambition bëgg dara ne fii laa bëgg a àgg mais nag ak dal ak tee ak gëm yàlla ak la ñëw nga nangu ko. ëllëg loolu moo lay jariñ. mais tey boo ñëwee tëb rek ñu tëb dal. moo tax li olof naan boo tëbal mu métti tey bala ngaa tëbaat da nga ko xool. kon émission bi neex na am na solo waaye doylu si suñu borom la jógee ndax suñu borom li ñu bind sa jox alaa kulli boo dee ci naan la borom karaw gu ñuul ñàkkul dara. waxil la boo liggéey mag ñi daan la wax loolu di la ko wax waaye waxil la mais amaan na tey suñu borom li ñu sàkk si yow ak li ñu bind yëpp alaa kulli aani bala ngaa dee ku matat rek dem. te mel nag gëm-gëm ak doylu ak gëm sa bopp mooy dimbali nit te si tamit ñu nekk Europe ak ñu nekk fii ñëpp yàlla. ñooñu dañoo wut ji pour seen i njaboot. ñu nekk fii tamit dañuy ñafe pour seen i njaboot képp kuy daw njaboot a tax waaye ak anam mu ngi koy defee mu rafet maa ngi leen di jégalu. jërëjëf kontaan nañu baal nañ la baal ñu ay ci kontaan nañu bu baax a baax 88 628 89 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo oui ça va. ça va bien merci soo wàññi télé waaw ñu ngi sant doo wàññi sa télé bi tuuti rek. ah. doo wàññi télé bi tuuti. Sen TV laa bëgg na woote direct. waaw yaa ngi Sen TV mais da ngay wàññi sa télé. ah moo wàññi télé bi. waaw s'il vous plaît. allo. allo. allo oui. waaw wàññil sa télé. waaw yaay. eh Allah xanaa ki benn séeréer la wàññi sa télé laa wax wàññi ko. allo. 88 628 89 90 allo bonsoir. allo. ayca jox leen ma keneen s'il vous plaît 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 di gërëm nos amis internautes ils sont sur la page YouTube aussi sur la page Facebook. Allô? Bonsoir monsieur. allo s'il vous plaît wàññi leen télé yi sinon day compliqué allo bonsoir. allo. donc boo leen wàññiwul télé yi day andi décalage moom li muy dégg ci téléem day yéex par rapport ak ñun suñ ko jëlee donc dee leen ciy jàpp di wàññi seen télé yi wala ngeen koy sori boo leen di woote comme ça bu ñu leen jëlee ngeen mën wax directement allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. man maa doon woote sànq maa ngi tudd Abdoulaye Pouy dëkk Thiaroye sur Mer googu. d'accord Abdoulaye ñu ngi lay déglu. ñu ngi dolli siyaar. Père maa ngi lay nuyu maa ngi lay sànni xeer nag mais yow laa àndal. jërëjëf. allo. allo. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi déglu sa xalaat. waaw ma ni ndeysaan loolu moom mooy ku gëm yàlla rek. ñàkk moom mooy koo xamante ni daanaka gëmut yàlla. te Sénégal boo gisee li tax mu taate loolu rek la du leneen nit ñi dañoo desee gëm yàlla daal. d'accord Aïcha jërëjëf Sophie ñu delloo la kàddu gi laata may ñëwaat ci ñoom Benoît. je pense que xaw naa la comprendre tuuti parce que bu ñëwee ci thème bi ne c'est se contenter du peu signe de vie heureuse. xam naa du peu bi la Safia doon wax. ñu bëggoon aller plus loin ak moom. ne ko effectivement une personne a le droit mu bëgg plus que li mu am. mais mu teg ko ci yoon. parfaitement ngir mën a réaliser. c'est ça donc du peu boobu nga doon wax ndax war nañu war a mën a limiter nit ñi. ci du peu bi. je la comprends parfaitement. maintenant li ma doon wax ñu outiller doomu aadama yi xam ngeen lan moo tax. société boo xam ne les riches deviennent de plus en plus riches. les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. société boobu ñàkk doylu daf cee am wàll. moo tax tout à l'heure bi benn internaute waxee ne
doylu philosophie pauvre la ma ne ko ñàkk doylu kon philosophie riche la sens boobu laa doon waxee à cause des inégalités yi nga xam ne am na fi yoo xam ne du ndogal lañ ko teg je vais m'expliquer oncle Ben sànq dafa joxe ci biir entreprise le fait que nga mën a dem njuuj njaaj je ne suis pas pour la corruption nii kuy def loolu et cetera et cetera mais limal ma ay services yi nga xam ne ñii ñoo yor suñu santé Sophie ñii yor suñu kaaraange jox nga ma exemple keroog ki nekkoon ci seddaay ba bi ñu ko rombee kenn ci ñun nelawul ak enseignants yi enseignants yi heureusement que dans la société heureusement xaw ma kan moo am philosophie ne salaire bu ko kenn waxee mais ba mu koy wax xamuloon sax li tax mu wax ko parce que pour lutter contre la corruption il faut tamit ñu éviter ce qu'on appelle l'exploitation et dans une société boo xam ne ñu bëri dañ leen exploiter dans tous les secteurs boo duggee ci entreprise yi ñu ngi exploiter xale yi tu vois des gens très diplômés duñu leen fay et pourtant les chefs d'entreprise am nañu bu baax li ñu fayee nit ñi je vais m'expliquer ci cadre doylu boo mbëkkee ci waaw vas-y ñooñu est-ce que am nañu droit jalgati parce que dañ leen exploiter je n'ai pas dit cela ok vas-y dama lay expliquer société booy fekk corruption bu bëri dafay am parfois ay inégalités et que pour lutter contre ça faut lutter contre l'exploitation de ñiy liggéey l'exploitation de ñiy liggéey mettre ñiy liggéey dans de très bonnes conditions daf cee bokk kan moo mën a wax ne tey suñuy médecin suñuy policier suñuy enseignant ñu ngi dans de très bonnes conditions kan moo fi sañ a wax loolu nga dugg ci entreprise bi heureusement que waxuñu salaire yi kan moo sañ a wax ne moom salaire am à part quelques exceptions mi ngi koy yor mën ko ci dundal waa loolu bu la yàlla dimbaliwul nga doylu mooy li muy wax ni da ngay dem fenn nit xam ne bu weer deewee. non tu évolues, tu as une famille, tu as une femme, des enfants. Je ne suis pas en train xaw ma ndax bu ma suivez je ne justifie pas voilà maanaam il faut outiller les gens wax nga ba jox ma ne ma ndax médecine bi corona ñëwee on a cherché des vaccins mais oncle Ben il faut des laboratoires pour ça. est-ce que utoon nañ ko avant. utoon nañ lan. laboratoire yooyu avant. lan mooy utoon nañ ko avant. tu as des ñu lay gouverner war a investir ay milliards ci li nga xamante ni moom mooy kaaraange réew. je parle de dama ne pour que ñu mën a def ay recherche oncle Ben il faut des laboratoires on prend des milliards di ko dugal ci loo xamante ni tey amalul benn solo réew te problème u Afrique yépp la tu l'as énuméré ce n'est pas un problème de ñi problème u société problème u ñuy gouverner loo bëgg a wax quoi waaw da nga ne waaw bi nit ñi di ut vaccin ci Covid je vais être plus clair ana Afrique ma ne la nga limal ma ay laboratoire yu doy yu Afrique am bay def ay recherche ci vaccin parce que l'Afrique et l'Afrique am na peut-être ay pays yoo xam ne am nañ laboratoire mais jëlal ma le cas de mon pays rek Sénégal je prends le cas de ton pays loolu laa wax waaw après da nga ñaata laboratoire de recherche nga am sa réew waaw loolu xam nga yow yaa ngi may ne am na ñoo xam ne ñi ngi jël xaalis boobu di koy sàcc waroon ko dugal foofu fenn mais ñooñu doyluñu waaw léegi kon daal ma développé waaw mais elle veut juste expliquer aussi que problème bi ci kaw la ci kaw a kaw mais loolu weddiwuma ko waaw ci point bu am important weddiwuma loolu salaire yi par rapport ak li nga xam ne moom mooy soxla yi. c'est très important parce que. ba bor yi ñëw si maa ngi voilà sa salaire bi bu fekkee mënul lijjanti sa soxla yëpp. est-ce que foofu di nga mën a doy. ñi ci kaw c'est pas seulement les gouvernants kese j'en profite pour parler aux chefs d'entreprise. ce n'est pas nos ñiy gouverner kese. parce que ñiy gouverner bu ñu mettroon suñuy médecins suñuy policiers suñuy enseignants dans de très bonnes conditions heure bii dina fekk lu bëri avancé te corruption dina wàññeeku ci réew mi wax ma du fi jóge de. ki ñàkk doylu kooku boo ko joxoon ay milliards bu subaa mu bëgg ci plus. je parle de ñi nga xam ne ils sont dans de très mal conditions c'est un cri de cœur bu may profiter di ko lancer c'est la même chose que les chefs d'entreprise tu ne peux pas faire travailler une personne boo xam ne war na yor ndey yor baay yor famille bu salaire am ne cëpp ci loxoom day génnaat ba bor ñëw kooku bu doyluwul dëgg dina def sax lu mu warta def muy leb yu réew bëri yi ci réew mi am na ñoo xam ne tey boo lebee doyluwoo kooku bu demee def jalgati li nga xam ne salaire non je parle pas de jalgati j'ai dit parce que yéen li ngeen di wax peut-être c'est def loo xam ne mën na la fay bi mais par exemple Sophie li muy wax nii boo amee benn salaire rond bu 100 000 francs sa ay balaa muy dugg génn na waaw say liggéenti yëpp romb 100 000 francs ngay lebantu la kii est-ce que loolu non attends ngay lebantu wala ngay dugg si loo xam ne par exemple ngay suul bukk di sulli bukk est-ce que loolu ñàkk doylu la wala du ñàkk doylu d'accord Sophie bu ma lay répondre foofu mënul doon lu dul ñàkk doylu parce que boo doylu woon 100 millions yooyu boo ci fajoon soxla bay deew ak xiif doo dem di suul di sulli mais condition bi nga wax dafa am solo mooy ci ñiy fayee
ndax bu dee da ngay fay Safia benn salaire bu ndaw Safia yor toute une famille fayoo ko sax lu équivalent ak ay diplôme am yaa ngi koy fay parce que rek elle a besoin de travail c'est de l'exploitation on est dans une société boo xam ne dañ lay fay parce que dangaa soxla fayuñu la parce que dangaa mérito li ñu lay fay fayuñu la parce que sa background mooy avancer loo entreprise et c'est de l'exploitation boo fayee ko sa salaire fii réew mi la sa salaire di jeex te jotagoo ko oncle Ben. mais est-ce que exploitation tax na nga bañ a doylu dugg si leneen. je n'ai pas dit cela j'explique les problèmes de société tey yi indi problème. non c'est Sophie vas-y mais c'est grave. waaw non waxuma ne ba tey c'est une raison pour que tu ailles ngay dem nga sàcc. waaw non pas sàcc. wala ngay dem ngay sul bukki mais dama ne ku nekk na def lu ko war dina lutter contre problème de société yii ñuy wax nii. parce que bu fekkee ne sa salaire balaa moo dugg si ci sa loxo jeex na tàkk soo doyluwul dëgg boo pour mu leer boo doyluwul xam nga boo contraire doylu ñàkk doylu di nga lijjanti wala nga dugg ci lu il faut que ma avancer si beneen point balaa may stagner foofu donc cri de cœur la pour nos gouvernements nos chefs d'entreprise et cetera ma dem ci li ma la wax sànq ci pauvre bu doylu ak riche bu doyluwul xam nga da ngay ñàkk ñu jàngal la doylu c'est très important xam nga lu tax et na continuer doon philosophie ñi ñàkk parce que boo doylul rek gis ngeen aujourd'hui les xale jigéen ñi ku ci sa bopp dëgërul di nga prostitué wu ku ci sa bopp dëgërul dëgg te papa da ngay bañ ñu indexé parents yi kiy def ci yow doylu day fekk mu doylu ba pare ki doyluwul lu mu am loo ko indil du xool fu mu ko jëlee am na waajur loo xam ne bàyyi boo ko tegee dara ci loxoom pour dépense di nga ko wax fan nga ko jëlee y a des parents lijjanti wuñu fan nga ko jëlee nay gën a yokku rek sa doom buy dem di def yenn yi boo ko mënee vérifier di bu ci nekkee di nga ko ci mën a dindi wala nga ne ko santuma la nga jaay sa bopp pour dundal ma am na xale yu ko fii def parce que leurs parents en veulent toujours plus ñu dem ci sàcc bi nga dem ci xale yu góor yoo xamante ni lu ñu am lu ne jël alali jàmbur moo leen ko gënal te bu ñu amee tey iPhone 7 bu peer suba ñu jël iPhone 12 Sophie Gueye jaay ko dugalaat ko ci biir kër gi booy jur xoolul vérifié wul xamul fu doom jëlee Père Mbaye Ngoné Fall boo ñëwee biir këram di ko jox alal dana ko lijjanti ba xam fan nga ko jëlee soo dajee ci parent boo xamante ni nag lijjanti wu ko heure boo indee mu ne la tagg la pour que tu en amènes plus gisu la nga xëy gisu la nga gont donc ñàkk doylu soo bëggee nga mën koo inculquer sa doom da nga koy tàmbale mooy sombi ba ma doon wax am na ñu doon sombi tey démb di miche tey mooy tëj cin ba ma daan wax mag yi daan ko def naan la na cin bi bax rek ñu yaakaar ne añ nga dama ne c'est très important éducation bi nga xam ne parents yi ñu ngi ko doon def te du frein aujourd'hui am na parents yu koy piétiner tout en laissant leurs enfants se prostituer yeneen yi di sàcc nga koy gis parce que seen bëgg-bëgg rek la ñuy topp kon du xale yi rek ñoo ñàkk doylu am na ci waajur yoo xamante ni ñàkk doylu boobu tey daf leen jural loraange ma dem ci beneen point pour que tu puisses réaliser tes projets ñaar moo am soit da ngay brûler étape yi wala nga patient te ku doyluwul tu ne pourras pas être patient pour réaliser tes projets doylu dafa bokk ci réalisation de projet waajur da ngay jàngal sa doom doylu pour parfois sax pour mu réaliser projet parce que bu commencé si dara di ko def nga koy gëmloo ne borom karaw bu ñuul ñàkkul dara patienter rek dina ñëw c'est mieux que nga koy gëmloo ne waaye yow sa projet bi fu mu toll sax yow yéex nga di waaw voilà yow yéex nga di sa projet bi nga doon wax fu mu toll sa ginaar yi ñoom kañ la ñuy màgg yow sa xar yi moom kañ nga koy jaay c'est important bokkul ak waajur bi naan doomam sois patient parce que doylu dafay bokk dafa bokk ci patience quand tu dis à ton enfant attends prends le temps qu'il faudra pour réaliser tes projets yaa ngi koy jàngal doylu bokkul ak doom ji nga xamante ni yaa ngi koy tëploo ay étapes pour que mu mën a dem su màggee lu mu am dina ne man de sama ndey ji daf ma xamaloon ne lu ma am de lii dama ci war a yem góorgóorlu ci ba kii doylu c'est par rapport au temps aussi c'est par rapport au temps ma belle et puis ak barkeel ki la gën a doylu ci li mu am moo la gën a barkeel li nga njuuj njaaj alal jooju mënul barkeel li nga sàcc alal jooju mënul barkeel donc boo patient wee ci temps Sénégal instant ci temps dóor lañ nekk merci boo patient wee ba mu barkeel boo patienté ba mu réaliser réalisation boobu day barkeel et barkeel bi day indi plus d'accord plus bi Safia doon wax le tout dernier point bi nga xamante ni moom laa bëgg développer mooy aide des proches ak gouvernement dama ko noté woon ndax oncle Ben tu sais ba ci doylu bi sax c'est du coaching gis nga boo toogoon ci plateau bi di ko diriger ma xam ne chaque mercredi ak dimanche nga invité ma boo xefee duma la wax dëgg
boo xetee tuuti lu la neex rek ngay dégg parce que xam naa ne sama intérêt da ci nekk. chaque mercredi ak dimanche dama fiy toog. Les gouverneurs ont des conseillers autour d'eux pour que tu puisses lâcher prise ci dara lu neex parce que nguur dafa neex. siis bu neex dafa neex boo toogee ci siis bu neex ak siis bu waw du benn. mais il faudra les gens autour de toi c'est du coaching. doylu management la sax ba tey. te sa entourage dañ la ciy jàppale. nga jàppale ci sa bopp. ba ci gouvernants yi nga wax seen entourage dafa am benn bad coaching bu ci am parce que li leen neex rek la ñuy dégg et à force d'entendre ce que tu veux da ngay bëgg toujours di defaraat sa toogaay sans voir ce qu'il y a autour de toi. de même que les chefs d'entreprise tu payes les gens pour ñu wax la dëgg problème lay doon. donc problème mu doylu bi dëgg ñàkk patience daf ci bokk ak ñàkk dégg dëgg bi de telle sorte que lu neex waaye def pour réaliser tes projets wala am plus que les autres. D'accord ayca kontaan nañu coach demal peut-être du peu bi ma dérangé moo dérangé yu ñëpp on devrait plutôt mettre se contenter de ce que l'on a peut-être. Parce que des fois day compliqué. waaw du peu bi c'est bien waaw c'est vrai mais des fois c'est dérangeant parce que nag si on se contente du peu que l'on a gëwuma ne avec le temps di nga mën a am li nga bëgg yëpp parce que il faut aussi ngay xalaat yokk sa pot boobu def ko loo xam ne xam nga gën a mën a di gën a mën a avancer quoi. am dara am na avoir plus bu leew tu dois chercher plus tu dois voir. tu vois des gens ñuy occuper benn poste durant 20 ans 30 ans ci la ñuy nekk ci la ñuy retraite ci la ñuy parce que ñun suñu philosophie loolu la. Sénégal boo amee liggéey rek am nga liggéey c'est-à-dire da nga wut liggéey am nga liggéey. mën nga garder durant 30 ans. mën nga parce qu'on se suffit de peu. po boobu noonu ci la ñuy suffire c'est ça mais on voit des gens qui sont très ambitieux parce que être ambitieux moom pour man yomb na mais réaliser yooyu noonu mooy doon problème. avoir plus ou échelonner Sophia. avoir plus wala jógee. mais quand on échelonne boo échelonné da ngay am plus. waaw mais objectif bi. naturellement. waaw loolu naturellement mais objectif bi laa la laaj. objectif bi boo ko atteindre. forcément day jur leneen. mais boo jiitalee alal bi à la place d'objectif bi doo ko pas nga jiital alal quand je dis se contenter de peu c'est pas par rapport à l'argent hein. merci loolu rek laa du xaalis bi c'est important. du xaalis bi c'est important. je parle pas de l'argent je parle de li ngay exercer par exemple. c'est important. foofu laay waxee pas xaalis ci sa société. xam nga mën nga am objectif boo xamante ne yow buy am sax doo ko fekkee. mais yow xëy na sa objectif c'était pour que yow ñi ñëw sa ginnaaw. say doom ak say commencer dara pour autre chose. voilà que ñu nekk ci dans de bonnes conditions mu jaral la nga xaru rey sa bopp. pour loolu parce que tu vois plus loin que gars yi fi ñuy xool. et que ñi nga xamante ne amuñu même objectif que yow dañ naan kii dafa ëppal. kii xanaa dafa dof. wala li ma gën a metti expression bi ma gën a metti des fois nga am benn objectif ñu naan la waaye saa yooyu yëpp tubaab la xanaa tubaab boo bëgg lu baax. pourquoi ñun waruñu mën a am lu raw sax ñoom yi ñu am. mais boo leen xawee jege tuuti rek ci objectif rek ñu naan la yow yemal daal di la wàññi nag nga daal di toog. loolu moom moo ñu sonal. des fois foog ñu xam ne des fois objectif bi c'est pour ñi nekk ci ginnaaw mais pas pour yow. c'est pas pour yow mais pour ñu nekk ci ginnaaw qui soit dans de bonnes conditions. d'accord ça c'est important. côté boobu du ma ci d'accord ak moom parce que objectif ci yow la war a commencer ba pare. bu la ñu nekk ci ginnaaw la objectif yi. yow lay nekk. mais ku nekk ça dépend ku nekk ak yow li fi ngay séentu en fait. xam nga c'est difficile d'aller au sommet et de rester. parce que saa yu ne yéeg rek xalaatal ne wàcc moo ci topp. dëgg la. aux âmes bien nées. la valeur n'attend point le nombre d'âges. je ne parle pas de quelqu'un comme ma jox la benn exemple nga nekk ci benn liggéey toog fa ba retraité nga jël sa doom teg fa. je parle pas de ça. non loolu du ambition. je parle pas de ça. kooku limitation la. je parle pas de ça dama lay jox exemple Sophie mu ngi nii ak association am di tabax benn kër mais moom mën na dem ba yàlla may gudd fan. mais mën na dem ba moom dootu fi nekkati mais kër gi daf fiy des te dina continuer di servir ay nit. moom objectif am romb na moom bosam. c'est pas pour elle qu'elle construit cette maison là mais c'est pour l'avenir c'est pour les enfants derrière loolu laay wax objectif des fois dina am te doo ko fekkee. non là mais ak fu mu la mën ci fekk tu vas être contente parce que yow atteindre nga sa objectif. ça continue à fonctionner même su fekkee nekkatoo fi. c'est ça non je comprends très bien que ne objectif yi. yow bu dee yow kese la. bu mu doon lu limité. loolu dafa bokk ci li yàlla gërëm. ku tabax jàkka. ku defar teen. ku dimbali nit. boo demee day continuer di fi nekk. sunu maam Thierno Seydou Nourou Tall. dafa amoon kàddu bu mu tàmm di wax. ba ñëpp moom la ñuy utiliser. su ma wëlëree woy jur doomam moo ñu mag tuuti. da daan ànd ak moom dem ci moom bu toogee ak moom. ñoom ñaar ñuy liggéey su ñëwee tàllal loxo ne ko maam ñaanal ma
mu ne leen yow Allah suren rek jóg mu def ko équation mu ne papa yow à chaque fois mu ñëwee ci góor gi suñ ko nee ñaan mu ne yow Allah suren mu koy wax di ko wax ba mu dugg ci nopp góor gi bés mu laaj ko mu ne ko yow Mamadou amuloo kër mu ne ko ah kañ amoo oto am nga soxna am nga ay doom loolu du sutura yow Allah suren mooy yàlla na yàlla defal sutura am keneen ku mu doon liggéeyoon doon ni moromam bokk ak moom même salaire même moom niveau d'étude ci niñ ko mën a waxee luubal ba yoon fekk ko si ñu ñëw di ut ci wàllu mu ne ko ñaanal ko ndax yoon daf koo topp mu ne ko lii moo taxoon moo doon wax yow Allah suren yéen a bokk même li ngeen di am yéen a bokk même li ngeen di gagné est-ce que boo doylu woon ak sutura boobu nga am nga doylu ci li nga war a am dina la yóbbu ci nga yóbbu ngay defi leneen ba kii di am problème boobu muy benn ñaareel bi sauf li mu wax dafa am solo est-ce que xam nga fi am na ay borom kër yu bari yoo xamante ne li benn wax ci côté boobu bu dul seen njaboot seen jabar wala seen yaay moo leen yóbbu kaso ci ñàkk doylu parce que du ñu limité wu wala boo amee 500 nga ni 500 bi lay dundee damay dund lu 1000 nan ngay demee marché ñu ne la benn jën 500 la nga yóbbu 500 marché Sophia yor 5000 ma yor 500 mu jënd jën bu 500 dese 4500. man bu ma jëndee jën bu 500 damay waye di. damay dem jënd yabooy bi 100 francs continuer samay dépense ci 500 bi. moom ak 5000 mu def ci dépense. bon est-ce que ay comprendre. donc boo demee ba ni nit ki da nga doylu. li muy njëkk ci jikko la. li mu wax am na solo nit na nga lekk sombi tegal ma mis wi sama yoon nekku ci. parce que dañ ko mooñaale ci yow. d'accord li mu wax dëgg la am na ñoo xam ne dëpp ci lañ doon def actuellement fi mu toll nii ñu ngi may ay xar ñu ngi may ay nag ñu ngi may ay kër pourtant pour ñu lekkoon problème la ci ñoom. mais doylu bi suñu borom defoon ci ñoom ñu gëm yàlla seen yoon nekkul ci kii li mu am. looloo leen permettre tey waaw dañoo doylu ba pare di liggéey pour am lu ëpp après. waaw mais booy liggéey da ngay am ambition am objectif. le peu bi bu mu nekk peu boo xam ne rek ci laa am ci laa yem non damay denc pour suba. di dajale am naa néeg bu subaa ma am kër gannaaw suba étage gannaaw suba gratte-ciel. foofu la. kontaan ci li nga am dans à l'instant T. li nga am nii d'accord Khadija père. ay ci ñu ngi lay déglu nga Sophie lu mu wax dégg nga li Khadija wax ak coach par rapport ak doylu mais nekkul lu yomb bu ñu nekkee ci société boo xam ne lépp dafa metti et on ne dit pas aussi que boo doyluwul rek da ngay def naka sudul noonu boo doyluwul ca la nga am rek da ngay def naka sudul noonu père mënul doyloo ci salaire bu mu am rek moom rek tale dina dem lijjanti yeneen nekk ci yeneen am ci yeneen yu muy liggéey parce que plus muy bëri plus ngay liggéey plus soxla yi du bëri. waaw soxla yi day bëri. soxla yi nag su bëree. li koy faj il faut mu bëri aussi. waaw surtout am na liggéey yooyu sax sun la ci day gis. waaw. mën nañ laa teg foo eggut. soo gorewul tuuti mën ngaa def loo mënul. maa la wax lii. waaye man damaa ànd ak Sophie. lool. ci ak fànn. Sophie nee na il faut d'abord être patient. ñi ñàkk a doylu soo leen xoolee généralement seeni actes c'est des gens qui ne sont pas patients des impatients. La patience d'abord. dafa am bis mu am genn góor goo xam ne dafa am fortune waaye gune yi mu yor ay gune nanu doonoo magante rek ñaar ñii ñoo bokk ndey ak baay kenn ki bokk ak ñoom baay mais bokkut ak ñoom ndey ki bokkut ak ñoom baay ki bokkut ak ñoom ndey te bokk ak ñoom baay moo ci gën a tuuti mi ngi lay indil tamit âge foofu mi ngi lay won ne du ne at sàngam soo ko amee di nga am benn maturité bi déedéet di nga gis ku gën a tuuti am maturité boo xam ne taaw ba amu ko dëgg la ñaar ñii ñoo bokk ndey ak baay toppante doon mag ak rak nit ak tofoom waaye daal caat na bokkut ak ñoom ba ndey baay la bokk ak ñoom góor gi xool alal ji métti ko lool ndax mi ngi dem te ñii doon nanu gune te bëgg naa xam ci gune yi kan moo ko ci mën a wuutu pour mën a téye alalam pour alal ja bañ a saaw dafa jàng alxuraan yor ak këram yor ay gétti nagam yor ay fasam yor ñaari soxnaam nekk ci biir kër gi waaye dafa toog ba si yàgg xëy daal ne tey sama doom yi dama leen seet boobu tàngal bi xew moom nañ wax lok sa bu rëy teen boobu benn tàngal 15 lay jar juróomi tàngal dërëm loolu fekkeewu leen ko en 1965 66 moom la amoon. ba 70 am na. lok sa bu rëy
juróomi tàngal dërëm yu weex. waaw xam nga ko. ak sa bu rëy ak te def ay rëdd nii. waaw juróomi tàngal waroon naa neex nu mu doon sax meew wala maan. am na tàngal meew am na tàngal poobar am na tàngal lépp. am na tàngal meew. nga ne nu mu tudd. lok sa bu rëy teen maanaam dafa rëy mais soo ko logee rek da ngay teen yow. sa yoon ci àddina xamatoo dara. boobu amuñu soxla. torop neexoon na lool. mu xëy bindal gune yi ku nekk. jox la àlluba bi toog di la sa moom nekk ci téere bi. di nafar ka bind. ñuy màcc di màcc di màcc mu toog ku nekk ne da nga sex ku nekk sexub tàngal ñuy màcc di màcc di màcc di màcc di màcc ba si yàgg mu daal di dégg teel. karat ngay dégg. mu ne xinet daal di koy xool daal di sëggaat. bàyyi kenn ki muy màcc di màcc di màcc ba mujj déggatul mu màcc. mu ne pat daal di noppi. warax tàngal ak a metti. ñuy dem di dem ba mu xam ne moom ak tàngalam tuutee ca des. c'est le plus patient. mu ne kenn ku mag ki ana sab tàngal mu ne ko man de bàyyi yéey naa ko. yow ana sab tàngal mu ne ko bàyyi de wann naa ko. mu ne ko ana sab tàngal yow mu ne ni tàllal lam yi mu des tuuti bàyyi bi tàllal lam yi mu tolloo ñaari tàngal yi tolloo. ndeysaan. mu woo njaboot gépp ñëw ay jarbaatam ak néegum ndeyam ñëpp ñëw mu ne leen kii di mag na ngeen tey ci moom lépp lu mu yor da koy yàq ëllëg lépp lu mu yor di toog ci loxoom da koy yàq. dëgg la daa yàqamti. mu ne leen kii ñu ne ko mu ne ëllëg ak si biir xaw ma fan lay doon waaye lu nu dajale ci àll suñ ko tegee ci loxoom dina ko ne dëndeex wan ko ëlbati ko taxaw ngeen jëlante ay yat di yëgante ay tribunal ak a xeex ak a reyante te kenn du ci mën dara. dëndeex. ñu ne leen ëllëg képp ko am soxla wala koo xam ne lépp looy dénkaane dénk ko kii moo ci gën a tuuti nag samay wax ngi noonu bind leen denc waaye kii naa mooy ki nga xam ne ci àdduna naa mu ne ko bëccëg mu jëm moo gën a teelu ci àdduna kii man teg naa ci moom atte ba yomb na patience et impatience waaw daf ci am duma sa morom bilaay duma sa morom barke borom Tuubaa duma sa morom am na loo xam ne kii xaar ma yeggali père kii am na loo xam ne Sénégal rek laa koy déggee. gudee may song waaye maga may daan kii sol naa costume mu daw sol costume waaw lu ma def loo def ma def ko. am na loo xam ne Sénégal rek laa koy déggee quoi. ak tànk yi jël tànk yi kepp ko. parce que couleur yi benn aligné nag soo ko defoon nag. yéen fi day toj. am na loo xam ne yow négal am na loo xam ne si àdduna. man su ma koy dégg Sénégal. négal ba Akim Fall ñëw. dafa nekk ñun on est dans un pays boo xam ne lu am dañ koy utal excuse. ma ànd trop si lu père wax patience. patient la patience. patience dañuy doylu. wallaay. je ne vais jamais être d'accord pour ñu ne réew mu am corruption dina indi ay nit duñu doylu jamais de la vie. duma si mus a ànd kooku ça retarde notre pays. da ngay dégg ñu ne moom de salaire bi ñu koy fay moo tax doyluwul. waaw xaar leen rek ma yeggali xaar ma yeggali rek après damay fàtte quoi. kooku tant que société mi ngi koy accepté corruption moo tax doyluwoo. exploitation moo tax doyluwoo. société boobu on va jamais avancer. sañu jargon Sénégal dañuy tàmm ne fu wolof ba nekk ak fu joolaa ba nekk xaw ma ndax daan ngeen ko dégg. ñu ne joolaa kenn mënu ko korom dafa doylu si lu mu am dañ koy dégg. oncle Ben Ba nit dañ ne oncle Ben Ba non dama joxe exemple est-ce que mun ngeen ma dem rapidement balaa may fàtte ngir yàlla bàyyi leen ma dérouler rek xamul tax mu wax loolu non xamul tax mu wax loolu di nga gis nit koo xam ne il a 100 000 francs de salaire mu leer ko ne patron daf koy nu mu tudd exploité xam nga lu muy def day uti beneen liggéey pour compléter. wala muy def dara ci suuf. wala non day uti beneen liggéey koo xam ne dafa am valeur la koo xam ne dafa doylu. dina uti beneen liggéey. pour compléter dépense am à la fin du mois.
mais ki nga xam ne. mais Sénégal est-ce que loolu c'est possible tu sais yéen dëkk yooyu. c'est juste une question. parce que yéen dëkk yooyu da ngeen di liggéey ay 7 heures de temps yenn saa ay 6 heures de temps vous pouvez travailler ngeen def ay overtime. mais Sénégal fii 8 heures la liggéey bi ba 17 heures wala 18 heures c'est juste une question. est-ce que mën nañ cumuler ñaari boulot au Sénégal. nga am liggéey boo xam ne par exemple liggéey bureau la nga koy def ak leneen. est-ce que mën na nekk toujours vous revenez li nga xam ne sax sama xol sax day génn looloo tax gars yi duñu gore. non non j'ai pas dit ça. moi j'ai pas dit ça dama la laaj fi nga nekk laa la laaj point bi nga nekk laa la laaj. dans une société dans da nga ne ñi nga xam ne da nga gore. ñi doylu ñoo siy mucc. da nga nekk koo xam ne dafa gore. nekk ci benn entreprise. xam nga loolu nga wax. da ngay gore. ma ne c'est archi faux. société bu ñuy exploité société bi ñuy exploité nit loolu la ñu wax. boo demee fekk ku gore 700 ans ñu koy exploité nga koy fekk du mu gore. du laal alelu patron du laal alelu société bi. mais c'est ce qu'elle a dit. non mais xam nga lu tax nag ma ne. non dama ne. vous êtes en train de dire la même chose. d'accord dama ne xam nga lan laa bëgg a wax. pas des bëgguma dégg sax ñu ne société bu am corruption day tax ay nit duñu gore bëgguma ko dégg je ne veux pas entendre ça parce que mon Sénégal ne va pas se développer. non non dañ ne ñi société bi ñu exploité. xam nga lu tax may wax loolu Sophie. ñi doylu ñoo ciy mucc xam nga nag man dama bon du ma ne dama mais bi ñuy wax ñoom ñëpp dama noppi ne teg jàpp sama ñàmb bàyyi leen ma développer après bon mun nañ échanger mais il faut que ma développer ba jeex parce que li may dégg ci société bi la un agent rafetul nga taxaw yow on te paye salaire ngay dund sur le dos d'un autre. parce que nee nga man liñ may fay doyul mais liñ lay fay bu la doyul fii ci Sénégal 400 personnes 10 000 personnes ñu ngi toog di xaar te am na ci ñoo xam ne boo leen ko joxee mu doy leen. dëgg la. non dañu dem étape par étape nga xam ne ñu ngi toog di xaar emploi yow ñu lay fay 100 000 nga ne doyuma. il faut que ma la jalgati dara ci société bi te li ciy mujj yëpp. rëbës nga jëm patron bi du dem rëbës même bu la doon exploité c'est toi qui perds. dëgg la donc patience. d'accord deux choses soit tu démissionnes su ma ne soit nga dem uti beneen liggéey parce que beaucoup de Sénégalais dañuy xeeb yenn liggéey tamit fii nañu waxante dëgg. man Benoît Diop embauché nga ne ma 100 000 francs nga may fay ma jël pour être contre-balance xam ne dina ma fajal sama soxla wala nga xam ne su fekkee damay jël 100 000 francs yi nar ko paas yëpp. ma xam nga lan laay def su boobaa ma dem uti feneen ba yàlla di may jox loo xam ne peut-être dina faj ba yàlla di may jox peut-être loo xam ne dina faj samay dépenses. yow balaa nga am benn bi rek la. yaa may dégg donc lu tax ma ne waruñu ménager Sénégal lu am rek lu négatif ñu utal ko excuse parce que ne lëleeg tax. je suis contre nit kuy gore. wax nga dëgg. mi ngi toog fu gore ba léegi. boo ko doon say 50 000 am dina xool naka lay manipuler 50 000 yooyu. lenn nag laa xam bu la société bi manipuler ba nga def loo xam ne waroo ko def ci sa salaire. il faut être ambitieux dans la vie. gis nañ fi ay xale yoo xam ne dañuy dem jàngi wàcc 18h 19h uti nañu liggéey. ñooñu ils sont ambitieux. parce que liggéey boobu dina leen fajal yu siy jënd seen ay fourniture dina leen fajal yu bari li kooku doon wax sànq am na jigéen yoo xam ne duñ ko def day préfère ñu dem def à la légère. je suis parfaitement d'accord. mais société li koy doxal mooy excuse bu mu bari suñu ñëwee après ma dégg benn waay mu ne yàlla bind na lépp je suis parfaitement d'accord yàlla bind na lépp mais coach yeewul suba teel julli fajar nga ne doo ñëw def suba teel damay tëdd parce que yàlla li ma bind sama jë am naa ko ba pare nga def ko 10 jours lan moo la ciy fekk après ah. est-ce que donc on doit se baser que yàlla bind na lépp que dañuy toog ne ñu ngi xaar yàlla nee na teel leen jóg dem leen uti yàlla nee na teel leen jóg. loolu daf ko wax ci lu leer dagg la ci suratul Juma. mais nag xuriya fi salaati fantasiro fi ardi Sénégal ngeen tas ci kaw suuf. tey oustaz. voilà dem uti. Sénégal julli rek toog ci jàkka yi. tas leen fil ardi. voilà donc tas leen ci kaw suuf. des fois dem uti lu ngeen def. des fois am na yenn wax yoo xam ne bu fekkee la sénégalais lambda dafa toog rek ne loolu de dégg naa ko yàlla de nee na moom li nga war a am yëpp bind na ko. xam nga yàlla baax na quoi du ma sonn. ça aussi ça retarde notre pays. dëgg la. donc man dama bëgg lu tax ma ne. lu tax ma ne Safia laaj ma question bu am importance. mu ne ma aux États-Unis am na ñoo xam comme li ma expliqué nii. peut-être dafa jël sama États-Unis dañuy cumuler ay liggéey. mais ñi fa doyluwul ak a bëri.
même au niveau de même au niveau d'association des Sénégalais à l'extérieur partout am na ñoo xam ne doyaluñu. xamul tax doyaluñu parce que dañuy dëpp kees. donc moo tax ma ne. li père wax dama si ànd. patience dafa baax. patience mun nga toog fenn ñu lay fay 50 000 nga dem ba moom fi nga xam ne foofu lañ doon fay 50 000 parce que da nga am patience jógee woo A bëgg a tëb ba Z da nga jógee A di ram B di ram C di ram B loolu dama koy jël exemple. léegi li nga wax ci administration. parce que pour t'expliquer un peu et te faire un schéma par rapport à li nga wax xam nga fan laa la jëlalee corruption ak exploitation yow yaa ñu njëkk jox exemple ne ñu dans la ñaata administration ngay dugg ñu réglé la sa kayit. te doo joxe dara. moom moo ko wax. waaw parce que ki koy def doylu. non da nga changé chiffre. après waa xaaral on benn après nga ne ñu di nga fekk 100 000 personnes yu toog te corrompre ñu leen. par rapport à exemple bi nga njëkk joxe yow da nga ne da ngay dem administration. ñi nga ciy corrompre waaw non waaw loolu nga wax. ñu ni la. kii corrompre nit kenn ki ñuy jox pour ngay def sa poche. kooku mucco. le corrompre mooy mucco. ñu ni la dans un pays où les personnes exploitent les autres. ki doylu moo mucc. loolu lañ lay expliqué non oncle Ben may ma préciser ko. non mais attends boo dégg non on dit la même chose mais moom daf si boole joxe excuse pour ki nga xam ne mi ngi def ko. à quel moment may ma parce que dama ko dégg ok léegi vas-y jox ma expliquez-moi à quel moment je l'ai fait. dans un pays. waaw où l'exploitation existe niveau yëpp. ku doyluwul. day mucc. ku doyluwul nag doo mucc. ma ne ko je suis pas d'accord. waaw léegi kii jël alal léegi bàyyi ma yeggali lu tax ma ne la je suis pas d'accord. man de doylu moom fa gën a. parce que ku doyluwul. waaw man déggu loola. may ma yeggali ku doyluwul. bàyyi leen ma yeggali. est corrompu. bàyyi ma jikko rek la. gis nga boo doyluwul. mën nañ lay fay 200 milliards par mois. te doo mos a doyal. léegi quelle est la différence entre li ma wax. doo mos a doyal da ngay continuer di gët. mais benn dégluwaat nga ko baax. garaawul bàyyi ko mu doxal. d'accord. gët. di nga dem déglu ko ki doylu mooy mucc. di nga dem benn société déglu leen ma fi may waxee. yow di nga dem benn société quoi. waaw bàyyi leen ma wax ngir yàlla. di nga dem benn société. mu comprendre. ñu lay fay 100 000 francs. yaa gën a dégg. nga doyal. parce que yow loolu sa xol la nekk. kenn mënul tax nga yàkkamti wala nga jalgati pour jël xaalisu nit nga dem ci société gis koo xam ne noonu la juddoo doyalul yàkkamti na buñ koy fay say 100 000 bëgg na am 200 000 ci société boobu kooku dafa doyalul moo tax ma ne dans une société boo xam ne dafa bari ñoo xam ne dañ leen di exploiter. loolu du yoon pour ñu ne ki ñu exploiter mu dem ba jël loo xam ne moomu ko kooku société baa ko teg moo ko teg boppam parce que doyalul. on est d'accord. une question on est d'accord loolu dafa am donc pas d'excuse. Sophie. dama waxul léegi nga am patron mu lay fay. wolof bee xool. nga am patron mu lay fay. nga am patron mu lay fay. mu dem ba yow moo la ëpp alal mais dala ñee ci ni ngay solo ak ni ngay dundee. pour la lu koy indi loolu. lu tax luy indi loolu. parce que patron boobu peut-être ñàkk doylu. patron boo xam ne day ñëw employé. waaw mu lay teg bët. mu teg la bët pour lan pour exploiter la wala. non gis na ni yow. yow 100 000 francs bi nga am. waaw yaa ngi dund boo xamante ne moom même ay millions sax dund ko. dund ko waaw am na fi. bari na fi. ñoo xam ne 100 000 la yam nit ki leen di fay. ñoo leen gën a am dund bu paisible. ñoo leen gën a rangé. ñoo leen gën a doylu. sànq da nga wax benn expression ci benn père. li mu wax moom comprendre moom. nit ku sañcee Colobane ak ku sañcee bitigu high level ñu bokk même lu ñu sol kii sol 100 000 francs te kii yombul 10 000 francs et même li ñu sol lañ sol des fois sax mu dàqale ko xam nga foofu loolu ay code sañce la yooyu non du question sañce non ci maanaam dund non waxuma yarande ci dund laay wax déglu ma nit da ngay liggéey moom mu lay gis di la ñee boo indee oto bu mel ni oto sax mu changé oto dootu dawal comme sa bos am na ñu mel noonu Sénégal. d'accord. doylu bi day dem ba feeñ. wax nga dëgg. kon fa am. doylu bi Safia. kon su fal ma fii parce que seen kaa laay jël yéen. doylu bi. day dem ba feeñ si dëkkukaay yi. ak moo fi bari ñiy sàcc ay mètres yoo xam ne bokkul si seen 200 mètres carrés. te ñu xam ko. loolu rek bari Sénégal. effectivement boo duggee Liberté 5 Liberté 4 partout.
lu tax couloir yi ñaari nit bu ñu doxantee dajee borom kër bi def loolu yokk borom kër ba leen ngeen foog borom kër yooyu doyluñu parce que li ñuy jël suuf soosu moomuñu ko. et ça retarde notre pays. te là loolu dafa Sénégal da ngay gis koo xam ne day tabax bâtiment am génnee ko mais génnee dafa am loo xam ne lañ la wax warul génn. mais yow doylu woo parce que yaa ngi bëgg a gën a rëy le Père Mbaye Ngoné fekk Père Mbaye Ngoné yem na si bosam dafa doylu mais bés bu ñuy toj buñ ko tojee ñu ne kat nguur lañu soxal fekk moom bi muy tabax moo doyluwul si alalam bëgg lu ëpp moo tax loolu dal ko si àdduna waaw ba tey dafa bari si Sénégal te loolu il faut ñu combattre. waaw ba tey ñàkk doylu lu tax man may ne pas d'excuse parce que pas d'excuse excuse mooy indi koo xam ne dina toog ne man kat patron bi daf may exploité naka laa mën a def pour gën a mën a am xaalis si société bi xalaat mu ne man sama patron daf may exploité naka laa mën a def pour gën a am xaalis société bi te du ko xam est-ce que kooku doy na. sama patron bi may exploité man Benoît ma toog pour di tëdd nelaw mënuma nelaw ma ne waa man naka laa mën a def pour sama salaire bi ma koy doubler wala ma koy tripler si société bi te duñ ma jàpp est-ce que man doylu naa. doylu ma Khady kii li mu wax mënu ma la liggéeyal 1 million par jour. weer bu dee nga may fay 100 000. mais loolu moo fi am côté bi loolu la kii doon wax. tu as signé un contrat. non tu as signé loolu moo fi am mais loolu nga signé. xelam war na ko mën a may mu fay la. ma ne loolu nga signé. loola la. kii li mu lay wax. waaw ñi ci kaw. bu ñu fayee les agents jox leen li leen war. bu boobaa mais quand tu signes c'est diamétralement opposé à la réalité de doy. donc quand on les impose pas à ce que ñàkk am rek bu mu tax nga jubadi waxuñu loolu. non mais c'est juste pour te dire que ñi ci kaw ñoom it war nañ dindi fi kaw parce que ñi ci kaw doy. non li ñuy gangrené la loolu daf ñuy gangrené. mais ñi ci kaw père. daf ñuy gangrené. non mais ñooñu ne kon donc nañ dem à l'Assemblée nationale benn SMIC salarial Sénégal lañ war a defaraat benn non déglul benn may ma dañuy remonté waat à l'Assemblée nationale le Sénégal SMIC salarial bi fii la war a plafonné wu yow buñ la joxee 30 000 francs nga bañ te boo waxalee benn bon pour fay ko 30 000 nga ne ko si dafa bari. lu tax ngay tudd ñàkk doylu travailleur bi te doo tudd ñàkk doylu kii embauché xaalis war na doylu moom dama la ne doylu ca kaw lay commencé. wuyu ko nee na lu tax ngay tudd. waaw ñàkk a doylu subordonné bi. waaw de doo tudd ñàkk a doylu supérieur. ñàkk a doylu bi kenn doylu bi fa lay commencé. ñàkk a doylu supérieur bi. waaw supérieur waaw. les jeunes sont exploités dans ce pays là. est-ce que ñàkk a doylu supérieur bi. waaw def leen daal Sénégal bàyyi leen seen excuse. est-ce que ñàkk a doylu supérieur bi. tax na. waaw. muy fay Benoît Diop 100 000 francs. ma koy liggéeyal ay millions par mois. waaw est-ce que loolu war na tax man. du ma doylu. mais non mais da nga ko ciy Benoît Diop ci suuf day lijjanti ay affaire am de. da nga ko ciy gis. waaye ku la jàmbaloo Dakar moo la may loxo mbay loolu kenn la ci teg. nit yoo xam ne. déglu benn de. loolu warta tax nga jaay sa ngor. warul tax nga jaay warul jaay sa ngor. mooy sa dignité. loolu laa la warul tax nga jaay sa ngor. fi ngeen di waxee. warul tax nga jaay sa ngor ba ñàkk a doylu. amul yow ni nga ko expliqué. kooku moo koy dindi. def leen daan waxuñ la loolu de déglu ko de. importance pour la déglu ko de non nga déglu olof. ma ne jaay sa ngor ma ne fi ñu nekk dafa am importance pour la société. bu ma gisee ci lii de. non déglu leen ko de. on n'a pas dit warul tax nga jaay sa ngor ba tax nga jalkat. c'est vrai on n'a pas dit. mais ñaata ñoo ciy mucc loolu laa suñu ñëwaatee ñu yeggal. non on n'a pas dit. on fait une pause. mooy li am. Sophie malheureusement ñëpp duñ ci mucc. Sophie on fait une pause. il faut arrêter. on fait une pause. il faut arrêter. d'accord Ben. on fait une pause. nañu tàmbalee doylu bi ci léegi xam nga mooy problème bi. en arrêtant d'exploiter. vous prenez d'exemple si patron yi. ñu arrêté exploiter. léegi tàmbalee doylu bi ci ñoom. tàmbalee doylu bi ci ñoom. tu ne peux pas avoir des milliards et payer des gens. waaw d'accord même ma dem pause ñëwaat. waaw attends. bu mu tax non bu mu tax. par exemple yow mi ne ci kaw doylu ñu la topp doylu. non. wax leen ma ne war na ñàkk doylu. tu amasses beaucoup d'argent. Pardon. noppi leen. maa ngi ñëw père damay dem pub. so s'il vous plaît. d'accord mais Ben. s'il vous plaît s'il vous plaît père Mbaye Ngoné Fall Sophie coach s'il vous plaît. parce que ça sert à rien de parler yéen ñëpp kenn du leen dégg. amul sens on vous écoute plus so s'il te plaît s'il vous plaît
s'il vous plaît et si vous vous écoutez rek vous êtes en train de dire la même chose yéen ñëpp. maa ngi ñëw rek on y va vous êtes en train de dire la même chose ku ci nekk ak ses propres mots mais c'est parce que juste on ne s'écoute pas moo tax du ñu avancer dañu dem def pause et on revient juste après.